mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu fii ci i rajo 90.3 bés bu nekk ci diirug weeru koor wi dinañ fi amal émission bu ñu jagleel jataayu mag ñi jataayu mag ñi muy émission bu ñuy amal bés bu yàlla sàkk ci diirug weeru koor wi bu 17h15 jotee muy juróomi waxtu yu teg fukki minute ak juróom ba 19h mépp mag mu nekk ci réew mi danañu fas yéene it nag barkeelu ci keppaaram génn ci it nag ay njàngale Khalil Ibrahima Sène di ci ànd ak Cheikh Oustaz Tahir Fall. waaw émission bi Cheikh Ibrahim li ko tax a jóg mooy dekkal ndono mag ñi te ndono mag ñi mooy lislaam ndono mag ñi mooy xam-xam ndono mag ñi mooy baax ndono mag ñi mooy bennoog jullit ñi ndono mag ñi daal mooy lépp loo xam ni njariñ la ci Sénégal lépp loo xam ni dana yokk askan wi dana ko ñoŋal dana ko defar dana gindi ndaw ñi dañ leen fas yéene jàngat ci anam gu bokkut ak gañ leen daan jàng maanaam jàngat leen ci seeni jaar-jaar seeni mbind seeni jàngale seeni tëralin seeni joxoñ ñu fas yéene baaxe ko ndaw ñi man koo topp man koo jariñoo ndax yàlla defal suñu réew mi defal penc mi yàlla man caa sukkandiku teg ñu ci yoon teg ndaw ñu ci yoon yàlla ñu ci yàlla defal ndam ñu ngi ko fas yéene ànd ak yow incha allahu taala ci weeru koor bi yëpp. jotaayu mag ñi ci i rajo 90.3 18h ba 19h bés bu yàlla sàkk danañu toog ci keppaaru kenn ci magi réew mi gëstu ay mbiram càmbar ko jàngat ko ngir na xale yi mën a xam fan la ñuy teg seen tànk ci topp yooyu le sang. aouzu billahi min asheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu am nañu mbégte del siwaat ak yéen ci émission bi ñuy amal bés bu yàlla sàkk diiru weeru koor bi yépp ci fréquence bi di 90.3 i rajo ñu di ko amal nag fu 17h15 jotee ba jàpp 19h jotaayu mag ñi nag ni ngeen ko xamee bés bu nekk ak mag bi nga xamante ni moom la ñu fas yéene waxtaane ci anam goo xamante ni nii nag dañuy jukki jàngale yi nga xamante ni nii moo nekk ci dund mag ñooñu le ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di topp di leen déglu xamit nag fan la ñuy teg seen tànk tey nag diggoon nañu leen incha allahu waroon a waxtaanee ak borom Diyaa u Nayrayni muy alxaaji Ahmed Dem bu Sokone waaye waxtaan woowule incha allahu dañu koy fomm tey ba rek altine ak it nag jàmm ndéem neex na borom bi du tee nag danañu dikk ak yéen ci tey beneen ci édition bi li nga xam ne jot na fee jaar ci ay kilifa fa tabaarakallahu yiñ ci teg suñu baaraam teg nañ ko ci waaye nag am na ci njàngale yu sori yoo xamante ni jotuñ ci woon a teg suñu baaraam ñu daal di koy càmbar tàmbalee ko ci bés bu njëkk bi nga xamante ni nii invité woon nañu Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di doomi Cheikh Abdoul Aziz Sy Al Amin danañu waxtaan bu baax a baax ci émission boobule ak yenn point yi nga xamante ni jotuñ ci woon a teg suñu baaraam waaye naka noonu le dunduk Cheikh Saliou Mbacké sang bi fa tabarakallahu fees dell ak i njëriñ ak i jàngale yañ ci jotoon a takk danañu ci seetaat yeneen ñu gën ko jegeel askan wi naka noonu la it nag borom jaamal alxaaji Abdou Cissé mi nga xamante ni nii fa tabaarakallahu sëtam Cheikh Babacar Cissé teew na fi moom it def ci waxtaan wu amul ndend ba ci it alxaaji Ahmed Baro bu Thiès mi nga xamante ni nii moo nekk kër maam alaaji ak it nag suñu mbokk oustaz Pape Ndiéguène Kandji mi nga xamante ni nii moom it teew na fi waxtaanee dundu góor googule ak orientation ak jàngale yu rëy yi nga xamante ni nii moom moo ci dëxëñu démb ñu ngi gërëm bu baax njabootuk Cheikh Ibnul Arabi li mi nga xamante ni nii teew nañu ñoom it démb def fi waxtaan wu am solo ñu gis ci sa ay kàddu yu baree bari ñun jot nañ ci ay woote ba ci bitim réew nit ñi di wax seeni mbégte ci kilifa yi nga xamante ni nii ñoom la ñuy waxtaanee waaye it gërëm kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo jiite kër gi ma jot ci it nag ay yóbbante yu bari yoo xam ne dafa jëm ci sama kilifa Cheikh Tahir Fall mi nga xamante ni moom mooy suñu consultant bari na ay nuyoo yoo xamante ni nii ci moom it la jëm di rafetlu ni nga xamante ni nii noonu lay tegee baaraamam fa tabaarakallahu ci dundu mag ñi ak it nag orientation yi Cheikh Tahir foofu la salaay jaaree daal di lay jébbal sama nuyoo waaye jébbale it nuyoo ñu bari ci auditeurs yi ci biir réew mi ak it nag bitim réew di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Cheikh Ibrahima ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di am mbégte dellu siwaat ak yow ci suñu émission sa émission bu rafet bu neex bi lee di ci sant yàlla ndax mel na ni nga ko waxee réaction yi rafet na tey li gën a am solo ci nit
mooy di def loo xam ne yaa ngi ci yaakaar njariñ. wallaahi ndax jullit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ñi njabootu yàlla lañu. ki gën ci nit ñi mooy ki leen ëpp njariñ ci nit ñi. ñun amuñu millions yi ñuy joxe ndax ay miskin ay taalibe lañu. amuñu lu ñu mën a jox nit ñi lu dul li ñu jot a gëstu ak suñu yéene bu rafet ci mag ñi. barakallah. lu tax ma wax suñu yéene bu rafet ndax liñ ci yéene mënuñu koo def. ndeysaan liggéeyu mag ñi ni mu toll tam mënuñu koo ndar kepp ba di ko joxe. mënuñu ko ndar kepp amul menn mag ci mag ñooñu mu dul ni kenn ci ñooñ rek soo jëloon ak dundam yépp mën nga koo waxtaane weeru koor wi yépp te du jeex. ndeysaan démb bi ñuy waxtaane Cheikh Ibn Arabi moom lañ mujjee waxtaane ñi ngi tiim diiwaanam boo xam ni boo ko doon jël qasida di ko firi. wallaahi man weeru koor bi mën naa jeex te du jeex. loolu mën nga koo wax ci mag ñi ci ñi ko jiitu ñëpp ci plateau bi. kon bu ñu yàlla dafay tawfiq ñu am xalaat boobu suñuy kilifa muy kilifay kër gi ma ciy jiital Mamadou Ibra Kane Alassane Samba Diop ak ki jiite rajo bi di Diouf Antoine Diouf ak ñi mu àndal ñëpp ak ñi ñu bokkal liggéey bi ak techniciens yi ba ci Serigne Saliou Deme mi nga xam ni dafay daw. wallaahi ndax émission bi bëgg guñ ko bëgg. ndeysaan ñooñu ñëpp sawar giñ ci sawar loolu yëpp ñun dañuy sawarloo waat bu baax. ndax nit itam booy def dara ñu ngi ko séqal di ci gis ni lu war a nekk la rafetlu ko di ci dégg nga ci dégg kàddu yu rafet day tax nga gën a sawar kon alhamdulilah rabbil alamin ci loolu waaye itam dañuy soññ rek. waxoon naa la ca émission bu njëkk bi. ni la anta fi xatarin azim. wallaahi ndeysaan. ndax Sénégal waxtaan ak ñoom yombul. ndax koo tagg ñu déggee ko tagg xas kaneen. waaw Sénégal dañoo mën a gaarwaale. ndeysaan soo nee diw baax na. diw am na jagle sàngam. am na ko toog fële naan diw nag. ndeysaan. loolu suñu sikk la. feebar nañ ko nangu suñu feebar la. feebar bu rëy la ndeysaan. alxuraan. fukk ak juróomi yonent yàlla tudd na leen. ndeysaan ku nekk mu wax baaxam. te wàññiwul ci baax yi ñeneen ñi dara wàññiwul baaxu kenn. wallaahi. ñaar fukki yonent ak juróom laa wax. xamsa wa ishrina yoo xam ne yàlla tudd na leen. ndax yonent yi ëpp nañ loolu. waaye ñaar fukk ak juróom la yàlla cité kenn ku nekk bu la yàlla di tudd dala wax la mu la jagleel la mu la may. ndeysaan. tilka rusulu faddalna baadahum ala baadin minhum man kallama allah wa rafaa baadahum darajatin wa aatayna isa bna maryama albayinati wa ayyadnaahu bi ruuxi alqudus. ndeysaan. xoolal waxin wi. wallaahi ndeysaan. ñii ñëpp yàlla moo leen baaxee jox leen sunu mag ñi tam noonu la ñu mel kenn ku ci ne yàlla dalaa jagle may la te yàlla lim yor du jeex te boo ko xamee da nga ko war a jàng tudd ko ña xam mag moomu gën koo xam jariñoo la ñu xamee ca moom ña ko xamul woon mu nekk découverte ci ñoom. mu nekk découverte ndax ñaaw na lool nga dëkk Sénégal ñaaw na lool dafa am sama benn mag. bu dem Iran. waaw. di liggéey ci wàllu pétrole. dama baal ma cité tur bi muy liggéey ci wàllu pétrole. gisee genn kilifa goo xam ne ni ab cheikh la. mais pétrodollar la. ñu bokk liggéeyu pétrole. waaw. ba liggéey bi jeexee ci marge liggéey yañ doon liggéey mu ne ko yow fan nga dëkk mu ne ko Sénégal mu ne ko man de Sénégal xam naa ko mu ne ko yow mii mu ne ko mais mosumaa teg sama tànk Afrique. mais bi may bind sama thèse di jàng ci université cheikh boobu moo ko wax. waaw iranien. bi may bind sama thèse dama ko doon bind ci histoire d'islam en Afrique. ndeysaan. gëstu naa dëkk bu ñuy wax Pire am naa ku ñuy wax Xaali Amar Fall radiyallahu anhu. kooku ni ko kooku ngay wax mooy sama maam mais daf ko laxasu. ndeysaan. yëkkati xaalis bu bari jox ko ni ko boo demee neel famille Xaali Amar Fall lii maa leen ko jox ñu dundale ko daara ja. allahu akbar. li tax ma di ko cité. dafa jar a cité. li tax ma di ko cité mooy. waaw. réew mi nga nekk am na ay mag yoo xam ne am na ñu nekk ay yeneeni continent di leen di intéressé wu ci ñoom di leen jàng. te yow yaa ngi ci réew mi réere leen. yow ndaw li nekk biir Sénégal. yaa ngi ci biir réew mi. maam yi da nga leen dégg seen tur mais xamoo leen. xamoo ñooy ñan fu ñu juddoo gan jàmbaar la ñu def yan jaar-jaar la ñu am lan mooy seen i jikko lan mooy seen njàngale lan mooy seen bind loolu xamoo ko. nga dekk ci am nga gis koo xam ne ma nga dëkk ba Iran.
yittewoo sa magum réew yow. di ko yittewoo ba xam ko ba bind ci thèse te yow xamoo ko. ndeysaan loolu gàcce la ci ñun ñëpp. bu rëy. kon loolu mooy mbir mi bi ci des mooy l'islam la alquran la. méthode yàlla nekkul màbb li fi nekkoon démb indi fi lu bees. mukk ci at loolu du méthode yàlla. déedéet. yonent yàlla Muhammad bi mu dikkee mooy ngën gi mbindeef moom la yàlla jox lépp moo gën ñëpp. mooy yonent yi. moom la yàlla wax ni yonent yi la tu'minunna bi wala tansurunna. qaala a aqrartum wa axadtum ala dalika isri qaalu aqrarna. wallaahi. fashhadu wa ana maakum min ash-shahidin. ndeysaan. kon mooy yonent bi yonent yi. sallallahu alayhi wa sallam. mais bi mu ñëwee yàlla dane ko tegal sa tànk fi ko gaañi tegoon. fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. wallaahi. tegal sa tànk fa ko gaañi tegoon àggaleel seeni sumb li kaaba gi sumb Ibrahima la. seetal ko waaye duwul nga ñëw daane sumbam. di indi beneen andi sa sumb ci loolu buñ ko déggoon. kon kuy daawa kuy borom xam-xam dëkk ci réew mi jàng ba ñëw li nga war a def mooy xam mag ñi liñ doon def am na loo xam ne dañ koo bëggan mënuñu ko te yow man nga ko. waaw koo xam ne dem màkka da nga daan dajale fukki at pour mën a dem màkka te boo demee da ngay bind bu ma fi jógee sama soxna nangam sama doom nangam parce que dem dellu si kéemaan la woon. benn kilifa dafa wax ne mag ñi dañoo tungoom xale yi. mu ne nag nit bu la tungoomee dafa bëgg nga xoolal ko. nga gis lu mu gisul. waaw. waaye nag léegi dafa mel ni amal mbaaxu nga xam ne dañu laa tungoomoo sa bopp boo gisee la nga gisaloo ko sa bopp que la tungoom nga ko gisal yan ñaara ko bokk. wallaay ndeysaan. baarakallah. bu dee mango boo witt nag ko bokk ak moom waaye bu ko witt ci kaw lekk ko. ndeysaan. maanaam dañu bëgg a wax rek ni kon ñun réew mi dañu soxla jàngaat suñu réew. àddina bi dañu nekk ci mondialisation. gis nga rendez-vous de donner et de recevoir googu Senghor daan wax. ndeysaan. Senghor doon wax. waaw rendez-vous de donner et de recevoir. wallaahi ndeysaan. ba mu ko doon wax sax théorie la mais léegi la nekk mooy tey ku amul dara bokkoo. ku amul loo proposé àddina. bokkoo yaay jaamub àddina. te àddina ñaara fi nekk da ngay woote wala nga wuy ji. da ngay woote wala nga wuy ji. woote mooy nga am dara gëm ko. di ca dund bëgg caa dundaloo nit ñi parce que am nga ci conviction wuy ji mooy amoo dara ku la woo yóbbu ku ñëw wala benn waaye def ni ma dañu suñu doom yi dañu dem dëkk sàngam jàng fa bi ñu ñëwee gëmatuñu suñu maam yi nangam ak nangam cooba jo ma ne ko ñun ñoo leen tooñ. ci nuñ leen tooñee ñun ñii ñoo tooñ. ci nan lan yan institut la ñu taxawal fii ci réew mi pour jàngale suñu maam yi doon dunde demal Touba maa ngi wax lu grave loo xam ni ku ma ci mere nag ma ci mere. demal Touba demal Tiwaawan demal Njaasaan demal jaamal gi ñu doon wax fu nekk demal ci kër yii est-ce que lañ ña fay jàngale alxuraan yori daaraa ki école yi arabe est-ce que la ñuy jàngale dëppoo na ak téere ya mag ñi tëraloon. waaw mu delluwaat ci mën est-ce que am nañu programme. bu leen di boole boo xam ne dañu naan yow daara yi nekk Touba Serigne Touba kat da doon jàngale nahju qadaa il haaji ni kuy jàng da doon jàngale kun kaatiman li durri wal busa tanal qasdan wa taalul jiila yaa mutaallimu loolu ay teggin la programme la dundin la déontologie la viatique la loo xam ne da nga ko war a jël tëgg ci ay manuel sécuriser ci espace bi ñuy jànge moraliser ci kiy jàng loolu moo leen taxoon a jóg mais est-ce que en réalité tey boo demoon ci daaray Tuubaa da nga ko fa fekk est-ce que boo demoon tey daaray Tiwaawan di nga fa fekk li nekk ci xantaratul murid ndax xantaratul murid li ci cheikhul xaaji Malik radiyallahu taala anu jàngale ci ay teggin ci yar ci kuy jàng ci muñ est-ce que loolu boo demoon Tiwaawan di nga ko fa fekk nañ waxante dëgg xam nga critiquer sa bopp yombul dëgg la ñun suñ bopp la ñuy critiquer wuñu kenn critiquer wuñu dañuy jàngat maanaam mag ñi dañ leen a war a liggéeyal te bàyyi di leen tiitaroo liggéeyal leen mooy liñ fi bàyyi ñu sàmm ko defar ko xam-xam la ñu jël ko tëgg ko muy ay programme parce que programme yi ñuy jànge faneen di yàq suñ doom yi ay nit la yu fonk seeni mag di leen jàngal ñooñu te suñ mag yooyu suñu mag ñooñu ñu ñuy jàngal tolluwuñu ci suñu mag ñi ci weewu tànk mais nag boo ñàkkee fayda nekk ci jamono joo xam da ngay woote wala nga wuyu nga ni doo woote wala yow sa woote yëpp mooy manifester wu yuuxu tiitalu du loolu affaire bi xam-xam la ci forme bi rek affaire bi xam-xam la affaire bi conviction la affaire bi aw yoon la méthode la
manhaj la boo xam ne mag ñi dañoo jàng comparer ay téere comparer ay méthode comparer ay borom xam-xam tànn ni yoon wi lañ bëgg jaar fa ñu jaar fa. incha allah c'est pas par hasard. la ñu def nañu jël yoon yi ñu jël. kon loolu mooy objectif généralu émission bi. ñun suñu objectif la en tant que ay taalibe yu jàng. émission bi bu ñu ñëwee mu nekk suñu objectif ñu ñëw ci kër gi ñu nangul ñu ko alhamdulilah rabbil alamin moo dëppook objectif u kilifay kër gi. ñoom liñ bëgg mooy fii nekk daara. waaw li ñu fiy wax du ñu fi wax pour parparloo. ñu nekk ndey ji Cheikh. boo gisee mënoon nañu woo tey koo xam ni buzz lay def. bu ñëwee wax ñu mel ne mag ni moo fi gën def ko mbërëg ñëwaat keneen loolu bëgguñu ko ñun liñ bëgg mooy ku ñu fi woo nga ñëw wax ñu lu baax li nga xam ci mag mi ñu lay waxal. wax ñu lu ñuy jànge ci moom te bañ koo féewale kenn. bu ëllëgee ñu woo keneen. barakallah li ma jàngee ci sa kàddu gi bokk na ci dënn yu yaatu. goo xamante ni mag ñi amoon nañu ko lool. mu mel ni ndaw ñi fi mu toll dañu koy gën di xatle. te nag xam-xam. indépendance. moom sa bopp. ak yooyu yëpp ci ay njëriñi àdduna mënta nekk ci dënn bu xat. ci dënn bu yaatu rek la mën a nekk. kon feebar a ngi ci penc mi moo xam ni ku nekk war ngaa fexe jéem cee saafara sa bopp. émission bi nag bokk na ci li muy saafara mooy yooyu xeeti feebar. ba ku déggati mag mu baax. mu ñu wax mbaaxam. bul ne nag kon kii. comme tudd na mbaaxu diw sama mbon gi la bëgg a feeñal. kon loolu fa tabaarakallaahu man dégg naa ko ci sa. amul mel ni mag mooy jàng. moo dul jàng ni daana jël ay teraanga di ko jox maneen maam maneen mag. effectivement xam nga démb rek dañ jàng Cheikh Ibn Arabi lii. waaw. histoire bi li muy gudd ki mu gën a jaxasoo teel mooy Serigne Babacar Sy. ndeysaan. pourtant bokkuñu tarixa. déedéet. bu dee ci wàllu xeet bokkuñu. li leen boole lan la mooy mbaax mooy yàlla. ndeysaan. loolu mooy li ñuy viser ñun. te loolu noonu nga koy tuddalee maam Ibn Arabi ak Serigne Babacar noonu nga koy tuddalee mag ñëpp. sans exception. parce que yàlla moo mel noonu ku mus yàlla ku ne da ngay bëgg ku bëgg yàlla. koo gis muy noonook nit ku yëngu ci wàllu yàlla. ñun suñ nekkee ay oustaz Iran Ndao mënta nekk suñ noonu suñu xarit lay doon. wallaay dëgg la. ndax bu doon benn nit a ngi jànge ci Iran Ndao boo xam ne nii ñun ñoo ko waroon a jàngal Iran féetuñu ca. waaw. su ma gisee ni Iran ni mu war a melu ko man damaa war a am fu la dem tëjoog moom ci néegam damay joxe exemple rek. damaa war a dem tëjoog moom ci néegam ni ko Iran li nga wax nangam ñu werante suñu werante donga maag moom. waaye warumaa taxaw ci pénc di ko dénoncé moom wala mu taxaw ci pénc di ma dénoncé su amee rek am na lu nekk lu wërta nekk. effectivement loolu loolu dama ko jox ci Viranda parce que ñoo yaroondooti waawoon màggandoo. buy dégg sama kàddu na xam ni ñeme naa wax ci moom jël ci moom exemple. effectivement walis ñi ci des. naka noonu Oustaz Alioune Sall ko noonu beneen Oustaz beneen borom xam-xam bu mu doon parce que damay wax man ñi ñu jamonoonteel moo tax may wax loolu. waaw. kenn warul jàpp ni diw da nga koo gën wala nga gën koo xam ba am jox sa bopp sañ-sañu di ko critiquer ci public bi wala ngay wax ci moom loo xam du noonu bu juumee mag ñi dañ daan bindante ay lettres. waaw. azakay gerte rek. li mu daw ci biir réew mi kilomètres yi mu daw ci biir réew mi. bari na. ci ko topp histoire réew mi. histoire al taarixul ilmi wala taarixul fatwa fi Sénégal. effectivement. zakatul fusuq rek. kilomètres yi mu daw ci réew mi. te mag ñi dañ ko daan dawat xabdu ak satlu. def na ko diggante Serigne Abbas Sall diggante Serigne Hadi Touré diggante Baye Niass xabdu ak satlu. wallaahi ndeysaan. Alxaaji Malick bind ci mu dem dugg ci biir voyager ñii ni nii mais mësuñu noonoo. gis naa Seydi Ahmed Soukayri. mu nga ca Maroc. dafa def fatwa ci asaka gerte. Cheikh Ibrahima Niass bind ko lettre. te moom moo doonoon sëriñam. maanaam moo doonoon sëriñu Cheikh Ibrahim ci wàllu sanat. Cheikh Ibrahim ne ko fatwa bi nga def ci zakatul fustoq. muy gerte. man gis naa lu wuuteeg loolu. mu ne ko wan ma li nga gis. mu won ko li mu gis. te fekk moom bind na téere ba pare def ci lam gisoon. waaw xam nga zakatul fusuq moom Cheikh Ibrahima Niass a gën a placé rek pour wax ci. ndeysaan mooy sénégalais nag. mooy bay gerte nag. dëgg la xam nga imaam Shafii yi. dafa am ngir bi mu nekkee Bagdad muy am yu muy ubbee ba mu toxoo Bagdad dem Misra di ubbee laneen lu bokkut ak la mu doon ubbee Bagdad taalibeem yi di bind Shafii ay fil qadim ak Shafii ay fil jadid ba ñu laaj ko ni ko lu waral lii mu ne al fatwa tatagayyaru bi tagayyuri al azminati wal amkina
ñu bari xamuñu loolu. al fatwa waaw tatagayyaru bi tagayyuri al azminati wal amkina. firi ko ci wolof. maanaam ubbee nangam dagan na nangam araam na day soppiku selon contexte ba nga nekk. allahu akbar. ndax gerte ñu koy bay ñoo ko xam. dëgg la. Maroc orange fa am. orange fa moom am pour waxee na duggaguma sax ci fatwa bi. dëgg la boobu duñ ci dugg parce que ay borom xam la yoo xam ne. suñu kilifa la ñu mënuñu sañu ñoo wax ci loolu waaye dañu pour wax rek ni. dëgg la. mag ñi noonu lañ doon jëflantee ci seen biir ci xam-xam. fatwa yokk mees. gis nga téere bi Ibnu Arabi bind. ak sëñ Hadi te la tax mu bind ko mooy ab laaj buñ ko laaj. mu tatwiir ko maanaam yaatal ko ba mu nekkub téere ndax jàpp ni nit ñi soxla nañ ko démb tiim nañ ko. pour wax la ni ñoom noonu loolu moo nekkoon seen type de relation. mais nekkul woon benn yoon bu dee ci wàllu social. dañ daan joxantey soxna. ndax Ibnu Arabi yi ma lay wax. waaw doomam Cheikh Bachir li mooy bàyyi ki toogoon fii. Cheikh Bachir sëñ Aadi Touré ko jàngal. barakallah. Cheikh Bachir li moom wax ni ma sama baay damaa yóbbu sëñ Aadi Touré ne mbokkam yi mbokki xaadiram yi maa ngi li may wax nii maa ngi koy assumé te ñoom ñu ngi dégg. waaw ñu ngi dégg bu dul wax nañ dugg ni wax ne demewul nii. lan moo tax ngay jël sa doom di ko yóbbu sëñ Aadi Touré muy tijaante yóbbuwoo ko gànnaar. boobu fekk na yëf yaa ngi ko tendance maa ngi changé. waaw boobu léegi yaru mag commencé waaw yaru mag ñaa ngi dem. waaw moom mu won leen li mu gis ki sëñ Aadi Touré. waaw wax na am na yeneen wax yoo xam ne du ma ko wax ci rajo. waaye won leen li mu gis ki sëñ Aadi Touré li tax mu xemmeem loolu ak barrière yooyu ñu doon gisu ko. ak xam-xam itam du mbiru xam-xam du mbiru parparloo. waaw xam-xam la. parce ki ko am moo ko mën a joxe. parce que gis nga même ci exemple bi ma lay jox. su koy rëj après bi mu jotee li góor gi wax moom. daf ci mujj ànd. waaw dëgg la. ba pare nag ne dafay deltu gannaaw ci téere bi mu muuloon. point boobu noonu dina ko corriger. muy modeste gu rëy. voilà waaye itam di melokaanu borom xam-xam melokaanu ko am cër ci yàlla ko ne. baarakallah macha allah. kon mbokk yi fa tabaarakallahu tey gis ngeen ne. war nañu mën a càmbar bu baax a baax dundu kilifa yi nga xam ne jot nañ fee jaar gannaaw bi ñu wooyee kenn ku ci nekk ci seen njaboot mu jox ñu ci ay bind yu bare Cheikh Tahir bu ngeen ko déggee rek tey gis géndee ko yi mu tàmbalee génnee rek dafay wane ne kon édition tey bi incha allah ci ñi fi jot a jaar benn par benn danañu ko gën a géndeeku 88 628 38 38 nag mooy yoon wi nga xam ne mën ngeen fee jaar mën a bokk si ci liggéey bi. balaa ñoo dem rédaction ñu war a jottali journal bi damay ñëw rek ñu tàmbalee ci Cheikh Ibnu Arabi mi nga xamante ni démb moom la ñu nekkoon dal di nag dem ca gannaaw suñ fa jógee ñu ñëw ci góor gi Alaaji Ahmed Baro. démb am nañu image yu nitu yàlla. am nañu image yu ku yiw. nit ku yiw. am nañu image yu nit ku sell. mais am nañu image yu nit ku teey. nit koo xam ni taaru biteem dafa ànd ak taaru biiram. ndeysaan. am nañu image yu koo xam ni tam boroom xam-xam la bala moo nekk sëriñ te nit du nekk sëriñ te nekkul boroom xam-xam cheikhu muallim ak cheikhu murabbi bala ngaa nekk cheikhu murabbi da ngay nekk cheikhu muallim ndax tarbiya ci boppam xam-xam a ko yanu xam-xam ba yanu tarbiya moo gën a kawe xam-xam ba yanu taalim mënoon ak tëb àgg ci étage nga dem ca ñetteelu étage ba te jaaroo ci suuf. mukk ci àdd kon Cheikh Ibnu Arabi démb boo résumé ak dundam di nga ci gis nit ko bokk fu baax. waaye dundal mbaax gi di nga ci gis nit ku ñu yar defar la nga nekk boroom xam-xam ba nekk bokk ci sa kéemaanu jamono. moom la Cheikh Saad bu waxoon ne arabiyun dalla an qawmi kii de da ngeen ko jàppee ajam waaye du ajam ab arab la bokkee muy taabir bu yéeme. bu yéeme. xam nga naaru gànnaar. waaw naaru gànnaar ñoom ku ñu naw ci xam-xam rek am na lu ne ci. wallaay ndeysaan macha allah mu mel ni ñu ngi war a jox rédaction ñu jottali seeni journal suñu paree rek ñu yegg si waat ci programme bi jërë ngeen jëf ba ci kanam tuuti incha allah.
17h45 sur les ondes d'e-radio. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous faire confiance une fois de plus pour vous informer. Tout de suite, votre point info de l'après-midi. 91, c'est le chiffre du jour, celui des nouvelles contaminations. 2 mois jour pour jour après l'apparition du coronavirus sur notre territoire, le Sénégal compte 1115 personnes infectées, soit un taux d'infection d'un peu plus de 7%. Les détails avec la directrice générale de la santé, Marie-Khemesse Ngom-Ndiaye. 90 tests réalisés, 91 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,64%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 87 contacts suivis par nos services, 4 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Grand Médine 1, Rufisque 1, Touba 1 et Mbacké 1. 12 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 4 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. À ce jour, 1115 cas ont été déclarés positifs, dont 368 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 737 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle, les gestes barrières. En 2 mois, plus de... D'entendre Marie-Khemesse Ngom-Ndiaye, la directrice générale de la santé, lors du point tenu ce matin par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. 2 mois de pandémie, mais aussi 2 mois de lutte. Le nombre de malades a été multiplié par 5 le mois dernier. Une guerre sanitaire évoquée ce matin par Abdoulaye Diouf Sarr, notamment pour souligner l'engagement des autorités pour venir à bout de cet ennemi invisible. Papa Alioune Sarr. En 2 mois, plus de 1000 cas, l'instant est moins solennel et les autorités sanitaires le savent. 2 mars, demain, un rude combat, mais la riposte faiblit ces derniers jours face au coronavirus. Abdoulaye Diouf Sarr, masqué mais pas muselé, dévoile le nombre de personnes contaminées multiplié par 5 au mois d'avril. Le constat majeur est que l'épidémie ne faiblit pas. En effet, ces 30 jours, le nombre de cas positifs de Covid-19 a plus que quintuplé, passant de 190 à 1114 entre le 2 avril et aujourd'hui, avec une augmentation des cas dits communautaires. Mais le Sénégal ne baisse pas la garde. Depuis le début de la pandémie, les mesures de riposte restent néanmoins efficaces. Le nombre de tests a été multiplié, mais Abdoulaye Diouf Sarr insiste sur la guerre à mener, celle de la prévention. Seule une application très rigoureuse des mesures tirées d'une très grande discipline individuelle et collective peut nous permettre de vaincre le Covid-19. Nous avons fortement augmenté le nombre de tests de diagnostic autour des cas, renforcé nos capacités d'alerte, de détection, d'isolement, mais aussi de prise en charge. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, mais aussi maître de cérémonie lors de ce 2e point mensuel, a boosté son armée avant de donner rendez-vous aux Sénégalais le mois prochain. Signe que la guerre est loin de se terminer, mais Abdoulaye Diouf Sarr garde espoir avec son costume bleu. Le Covid-19 qui continue de se mettre sur la route de nos habitudes. Plus de marché à Dakar les week-ends. Le préfet s'est entretenu avec les organisations de commerçants et les organisations de consommateurs ainsi qu'avec les maires. Et ensemble, ils ont convenu qu'en semaine, les marchés ouvriraient à tour de rôle. Je vous laisse écouter le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, qui répond au micro d'Antoine Diouf. J'ai présidé hier une rencontre d'échange avec les acteurs qui tournent autour des marchés. L'acte encore n'a pas été publié pour le moment parce que je dois également rencontrer les responsables des grandes surfaces. L'objectif, c'était un peu d'échanger par rapport à la situation que tout le monde connaît, surtout dans le département de Dakar, qui est un peu un point chaud. Ça s'explique compte tenu de la place de Dakar dans l'économie nationale, de la population, mais également
la superficie qui est relativement faible comparativement donc à la population et aux personnes que la capitale accueille. Donc nous avons échangé parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la stratégie d'endiguement du Covid-19, tout le monde sait qu'il est important de pouvoir respecter ce qu'on appelle les gestes barrières, à savoir surtout la distanciation sociale. Malheureusement, les marchés étant des points de rencontre et de regroupement des personnes, il fallait trouver un moyen pour faire en sorte quand même que les contacts entre les personnes puissent être limités au strict minimum. Donc dans ce sens, nous avons convenu avec tous les acteurs de réguler un peu la fréquentation des marchés, ce qui nous a amené à s'accorder sur un fonctionnement alterné. Les lundis, mercredis et vendredis étant réservés au commerce de denrées alimentaires, les mardis et jeudis permettant tout simplement le fonctionnement des autres activités de commerce d'autres produits, mais également probablement même les autres activités qui se tiennent dans l'enceinte des marchés. Évidemment, pour les samedis et dimanches, tous les marchés seront fermés pour pouvoir dérouler surtout des opérations de nettoiement et de désastre. Je rappelle que les acteurs étaient là-bas, on ne peut pas appeler tout le monde, mais les organisations de commerçants, des représentants de délégués de marché, les consuméristes, Maman Ndao de l'Esconnesse là-bas, Maître Masson de cadre c'est sujet au dernier moment. Les maires étaient là-bas, les services techniques de l'État. Voilà un peu ce qui nous a permis d'aboutir à cet accord-là. Les commerçants qui souffrent décidément de cette épidémie en banlieue dakaroise. La plupart des petites boutiques ont dû fermer. Notre correspondant Boudal Ndiaye est allé à la rencontre de ces commerçants, pères de famille qui vivent actuellement un véritable calvaire. Falungom est commerçant. Il vend des accessoires et s'active dans le transfert d'argent. Mais depuis 2 mois, il ne s'en sort pas à cause de la situation difficile que vit le pays. Bon, avec l'arrivée du Covid-19, nous constatons que les chiffres d'affaires baissent et les clients se font un peu rares parce que parfois certains même sont réticents. Quand ils viennent ici, bon, ils inspectent les lieux pour voir est-ce qu'il y a les accessoires de base, c'est-à-dire que surtout les gels hydroalcooliques, les clients quand ils sont là, ils demandent ça en première. Mais nous avons constaté aussi une baisse énorme de notre chiffre d'affaires parce que vraiment, surtout ce qui concerne la facture, le paiement des factures que nous effectuons avec Orange Money et d'autres services, maintenant ces choses-là sont gratuits, donc les gens ils restent 16 heures et payent leurs factures sans problème. Papa Ndiaye, lui aussi est vendeur de fruits. Il vit dans la même situation. Depuis un moment, il n'arrive même pas à envoyer de l'argent à sa famille. J'ai 69 ans, mais je n'ai jamais vécu une situation pareille. Depuis un moment, je n'arrive plus à envoyer de l'argent à ma famille. Ici au marché syndicat, les commerçants vivent une situation très difficile. À cause du manque de clients, on est obligé de jeter nos fruits parfois à la poubelle. Pour cet homme d'un âge assez avancé, l'État doit penser à leur sort et leur venir en aide. L'État a appuyé tout récemment les transporteurs. Il doit le faire pour nous aussi, qui vivons une situation plus compliquée que ces gens-là. Depuis presque 2 mois, c'est la galère chez les commerçants. D'ailleurs, certains d'entre eux ont baissé rideau en attendant d'y voir plus clair. Boudal Ndiaye, banlieue dakaroise, iRadio. Des commerçants avec qui l'on reste, direction ceux du marché central de Tambacounda à présent qui refusent de se soumettre au préfet qui leur demande de quitter les lieux. D'un côté, ces vendeurs en tout genre qui disent ne pas avoir été mis au courant de l'arrêté pris dans ce sens et de l'autre, la préfecture qui en appelle au sacrifice de chacun. Ousseynou Sow vous informe sur la situation. yëgootinoo rek ñu ne la dimanche dañuy ñëw tëjaat marché bi xaw ma dindi magasin yi fi nekk ci kii ñu naan ci kaw tali ak yooyu loolu lañ ne ñun mënuñ koo d'accord. Ils sont en colère contre le préfet du département de Tambacounda. Ces commerçants qui occupent la voie publique dans le marché central de Tambacounda sont sommés de quitter les lieux sur décision du préfet suite au premier cas issu de la transmission communautaire. ñun ay ndaw lañ nekk ci marché bi di daan suñu doole tey bu fekkente ne ñu ngi jël benn décision. Avant de prendre une quelconque décision, on devrait d'abord nous consulter pour recueillir notre
notre avis, car le marché nous appartient tous. Ce qu'ils veulent faire n'est pas du tout normal. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de ce combat. Il y a plus de 800 cantines qu'on risque de fermer et cela, nous n'allons pas l'accepter. Le préfet Mamles Kabou avait annoncé l'aménagement d'un site pour ses commerçants, mais ces derniers ne veulent pas y aller. Ils appellent au dialogue. Nous voulons que le préfet revoie son arrêté pour que nous puissions dialoguer au lieu de se lever comme ça et nous vouloir amener dans un autre site qu'on ne connaît même pas. C'est vraiment regrettable. Le préfet du département de Tamba, joint au téléphone, a indiqué que l'arrêté a été signé en concertation avec les représentants des commerçants. Mamles Kabou a également appelé au sacrifice pour bouder hors du pays le coronavirus. Ousseynou Sow, Radio Tambacounda. Tambacounda, où le ministre de la Santé et de l'Action sociale s'est rendu en ce début de week-end, une visite qu'il a dédiée au personnel de santé qui est parvenu à guérir 10 malades dans la région, mais qui doit actuellement faire face à 63 cas de contamination. Abdoulaye Diouf Sarr leur a notamment promis de les accompagner pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Il répond au micro d'Ousseynou Sow. Le constat majeur est que l'épidémie ne faiblit pas. En effet, ces 30 jours, le nombre de cas positifs de Covid-19 a plus que quintuplé, passant de 190 à 1114 entre le 2 avril et aujourd'hui, avec une augmentation des cas dits communautaires. Les mesures et les stratégies de riposte jusque-là mises en œuvre par le gouvernement sont certainement efficaces, ont permis de garder le contrôle jusque-là. Néanmoins, la progression de la maladie, qui touche désormais 11 régions sur 14, indique clairement qu'il faut un engagement plus marqué, en particulier des communautés. Seule une application très rigoureuse des mesures tirées d'une très grande discipline individuelle et collective peut nous permettre de vaincre le Covid-19 et de mettre fin à ses ravages sur notre société. Nous avons fortement augmenté le nombre de tests de diagnostic autour des cas, renforcé nos capacités d'alerte, de détection, d'isolement, mais aussi de prise en charge. Abdoulaye Diouf Sarr qui était donc à Tambacounda. On quitte la région à présent direction Kaolack où le secteur de l'arachide est dans le rouge, il faut le dire. Le cadre de concertation des producteurs n'arrive plus à rembourser les crédits contractés par ses membres. La mauvaise récolte de l'année dernière se fait encore sentir et le coronavirus est passé par là. Et si la situation est actuellement difficile, il faut déjà se concentrer sur la prochaine campagne agricole. Un reportage auprès des producteurs d'arachide signé Modoussen. Après les baisses des rendements de la saison dernière, la pandémie du coronavirus vient enfoncer le clou, si l'on a quoi, au président du cadre de concertation des producteurs d'arachide. Les producteurs traversent une mauvaise passe avec des crédits à recouvrir de plus de 2 milliards de nos francs. Avec ces difficultés liées même pratiquement dans un premier temps au déficit pluviométrique, mais cumulé pratiquement à ce problème de Covid, il nous est impossible de continuer les recouvrements sur la terre. Donc, actuellement, nous avons des montants en souffrance dans le monde rural de plus de 2 milliards de francs CFA. Pour sortir de ce gouffre, ces producteurs interpellent l'État sur le rôle de l'assurance agricole qui, selon eux, n'a pas respecté les termes de référence, surtout dans ce contexte de pandémie. Face à une hivernage catastrophique, renforcée par ce Covid-19, si l'assurance pratiquement prétend que toutes d'indemnisation sont calées ou circonscrites dans telle ou telle réalité, alors qu'on sait nettement que c'est erroné, franchement, il y a matière à débattre. Amidou Diop pense qu'à l'heure actuelle, il est nécessaire de penser à la prochaine campagne agricole afin d'avoir une bonne production pour survivre. Mais force est de reconnaître qu'il nous faut aller en campagne, produire pour faire face à ce grand défi qui menace le monde. Nous devons produire pratiquement pour vivre de ce que nous produisons.
c'est devenu un impératif. En ce moment, la situation que traversent ces producteurs d'arachides montre à suffisance que l'État doit prendre les devants pour espérer une bonne campagne agricole différente de celle de l'année dernière. Modoussen Kaoulak, iRadio. Kaolack qui enregistre jusqu'à présent 6 cas de contamination au coronavirus. Parlons à présent de la reprise des cours à Louga. Les élèves et étudiants hésitent à retourner dans les classes. Beaucoup se demandent s'il est vraiment raisonnable d'y retourner alors que la pandémie n'est pas encore maîtrisée. Un reportage signé Muntaga Khan. Le retour aux amphithéâtres est assujetti à la maîtrise du Covid-19. C'est le sentiment le mieux partagé par les étudiants de Louga. Mariama Baldé, cette étudiante de première année à l'UCAD, ne déroge pas à la règle. Alors, si on dit le 2, on va ouvrir les écoles, non pour les classes d'examen. Nous, c'est pour le 14. Alors, peut-être si la pandémie est arrêtée, nous allons aller faire cours et après faire des examens. Mais si la pandémie n'est pas encore arrêtée, nous, on reste parce que les parents n'accepteront pas que leurs enfants quittent les villages ou bien les villes pour aller à Dakar, d'autres à Ziguinchor, comme ça, c'est pas possible du tout. Non, oui, c'est pas sûr aussi. L'État ne doit pas accepter ça. Le risque de contagion est réel et la mesure de barrière sociale ne peut s'accommoder à l'ambiance de l'école, nous dit Maria Maka, élève en classe de terminale au lycée Malik Sall. On ne peut pas maîtriser la COVID, mais on doit rester jusqu'à cette affaire se calme. La santé, c'est la priorité de toute chose. Donc, on doit respecter les instructions prises par le ministère de la Santé. Après que cette affaire se calme, on puisse continuer nos cours. Il y a la peur et les élèves ne veulent pas se confronter. Et ce qui renforce les élèves, c'est les groupes de travail et cela. Avec cette situation-là, on ne peut pas le faire. L'école sénégalaise, dont le rythme est déjà sujet à de sérieux bouleversements, est en train de vaciller sous les terribles coups du Covid-19. Muntaga Khan, Louga, iRadio. Les élèves et étudiants qui ont donc pris toute la mesure des risques liés à la contamination du Covid-19. Et puis 2 mois après le début de la pandémie, l'heure est au premier bilan sur la Petite Côte. Le Forum civil du Mbour identifie les lieux de tension. Le marché central ainsi que plusieurs gares routières clandestines échappent encore au contrôle des autorités. Ibou Diouf, le coordonnateur départemental de l'organisation, pense donc qu'il faut revoir l'intégralité de la stratégie. Il est au micro d'Aliou Khan. Si on prend le cas du département de Mbour, on se rend compte qu'il y a quand même des points positifs parce qu'au niveau donc, du transport public urbain, les policiers donc, veillent au grain par rapport au port donc, de masques. On remarque que les citoyens donc, portent des masques, mais il y a également un cas extrêmement compliqué, c'est le cas du marché de Mbour. Fait que tous les jours, tout le monde donc, se rend au niveau du marché central de Mbour. Et ce marché est devenu incontrôlable, qui n'a pas de frontières véritablement précises, un marché qui n'a pas été délimité et qui fait que véritablement il y a beaucoup de contacts entre les gens, même si certains portent les masques, mais la monnaie donc qui passe d'une main à une autre, etc. Donc cela ne lutte pas véritablement contre l'avancée de la maladie. L'autre chose, c'est les garages des taxis. Et moi, je pense que c'est l'occasion pour nos autorités communales, pour nos élus, pour le maire en particulier, de véritablement donc, remettre de l'ordre dans cette ville. Il n'y a pas d'ordre au niveau donc, de la commune de Mbour. Il y a énormément de garages clando. Il y a également des sous-marchés et c'est devenu incontrôlable. Et ça peut véritablement être très très compliqué et très dangereux donc pour les citoyens. Ce qui concerne la distribution des vivres, moi-même qui vous parle, je suis membre de la commission communale de distribution. Mais ce que je peux dire d'emblée, c'est que le quota qui a été donné à Mbour est très très insuffisant, vu la population qu'il y a au niveau du département et également au niveau de la commune. Ibou Diouf, le coordonnateur départemental de l'organisation Forum civil section Mbour, qui nous donnait son avis sur la stratégie qui est adoptée actuellement dans son département.
On poursuit en parlant de l'exploitation du site pétrolier de Sangomar. Phare Limited vend ses parts. La crise du coronavirus met la santé économique de la société australienne à rude épreuve. Phare Limited se retire donc du projet sénégalais. Et pour tenter de comprendre ce dossier, Oumou Kalsoumba s'est entretenu pour vous avec Hassan Dao, un expert en logistique du pétrole. Phare Limited a du mal à boucler sa part sur les investissements pour le développement du champ de FAN SNE. Quand on sait que le montant des investissements pour cette phase de développement tourne autour de 4 milliards et demi, 4 milliards 500 millions de dollars, donc une part de 15%, qui revient, qui correspond à la part de Phare dans la joint venture Capricorn Sénégal, ils devront participer à hauteur de 500-600 millions de dollars. Mais vu le contexte économique actuel avec le Covid-19, sur les marchés financiers, il est clair que l'argent ne circule plus, il n'y a plus cette confiance pour des projets à moyen long terme. Donc, ils n'arrivent pas à boucler ces 600 millions de dollars. Il y a Woodside qui pourrait être intéressé, parce que dans ces cas, vous avez le droit de préemption qui est prioritaire. Donc, c'est-à-dire que les autres membres de la joint venture ont la priorité sur le rachat d'actifs d'un parmi eux. Donc, si Woodside a cette santé financière qui peuvent se permettre de racheter 15%, pourquoi pas. Ou sinon, ce sera ouvert sur le marché international. Je n'exclus pas qu'une major comme Total, qui cherche déjà à s'implanter au Sénégal avec un peu moins de succès, puisse s'intéresser à ces 15%, puisque Total, ils n'ont aucun problème. Ils ont cette capacité financière de rachat d'actifs à des petites sociétés indépendantes comme Phare Limited. Hassan Dao, expert en logistique du pétrole, qui s'exprimait donc sur le retrait de Phare Limited du projet sénégalais d'exploitation du site de Sangomar. En dehors de l'actualité liée au coronavirus, il y a eu un accident à la mi-journée à l'entrée de Louga ce samedi. Un véhicule de la société Sen Technology Power a dérapé et blessé 3 personnes avant de finir sa course dans les arbustes qui bordent la route nationale. Les blessés ont tous été acheminés à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Voilà, vous savez tout de l'essentiel de l'information de ce samedi après-midi. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci également à Saliudem en régie. Tout de suite, la suite de votre émission. Jotayou Makni avec Imam Tahir Fall et Ibrahim Hassen. Très bon après-midi à vous. En cette période de pandémie et de restriction des déplacements, il est important de rester chez soi tout en continuant à régler ses opérations. Avec Orange Money, c'est possible. Yow mi door am compte Orange Money, njëkkal def jazz 144 jazz ngir changer ce code secret. Su loolu weesoo nga dal di dem ci www.orange.sn/orange-money ngir xam lépp ci Orange Money, kalpe bi mënee fu ne. Moo xam transfert d'argent, paiement de facture, paiement marchand wala sax achat de crédit et de passe. di nga xam lépp li nga soxla ngir mën jëfandikoo sa compte Orange Money ci nu mu gën a yombee. Rendez-vous sur www.orange.sn/orange-money pour retrouver toutes les infos relatives à Orange Money pour optimiser l'utilisation de ton calpé, surtout en cette période. En plus, l'application est disponible gratuitement sur iOS et sur Google Play. Bu leen xaarati na ñëpp yokk seen xam-xam ci Orange Money, calpé bi wóor te yombal seen dundin. Nañu àndandoo boole xol yi. Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. Orange. su ma wooree ba jant bi soo li may gën a bégal mooy defaral sama njaboot ndogu bu neex te sama njaboot daañu bëgg meew nag piir loolu moo tax ma taamu meew Bridel li gën a neex sama borom kër mooy su ma ko si defaral càkkri sama doom yi nag duñu doyal mukk caf ko bokkaas ci seen mburu dañuy dolli rek Bridel ndogu bi gën a mët ak ay ferñeentam mu ngi leen di ñaanal kooru jàmm Bridel meew bi gën a neexal seen dundu. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu fii ci i rajo 90.3 bés bu nekk
ci diirug weeru koor wi dinañ fi amal émission bu ñu jagleel jataayu mag ñi jataayu mag ñi muy émission bu ñuy amal bés bu yàlla sàkk ci diirug weeru koor wi bu 17h15 jotee muy juróomi waxtu yu teg fukki minute ak juróom ba 19h. mépp mag mu nekk ci réew mi danañu fas yéene it nag barkeelu ci keppaaram génn ci it nag ay njàngale Khalil Ibrahima Sène di ci ànd ak Cheikh Oustaz Tahir Fall. waaw émission bi Cheikh Ibrahim li ko tax a jóg mooy dekkal ndono mag ñi te ndono mag ñi mooy lislaam ndono mag ñi mooy xam-xam ndono mag ñi mooy baax ndono mag ñi mooy bennoog jullit ñi ndono mag ñi daal mooy lépp loo xam ni njariñ la ci Sénégal lépp loo xam ni dana yokk askan wi dana ko ñoŋal dana ko defar dana gindi ndaw ñi dañ leen fas yéene jàngat ci anam gu bokkut ak gañ leen daan jàng maanaam jàngat leen ci seeni jaar-jaar seeni mbind seeni jàngale seeni tëralin seeni joxoñ ñu fas yéene baaxe ko ndaw ñi man koo topp man koo jariñoo ndax yàlla defal suñu réew mi defal penc mi yàlla man caa sukkandiku teg ñu ci yoon teg ndaw ñu ci yoon yàlla ñu ci yàlla defal ndam ñu ngi ko fas yéene ànd ak yow incha allahu taala ci weeru koor bi yëpp. jotaayu mag ñi ci iRadio 90.3 bés bu yàlla sàkk danañu toog ci keppaaru kenn ci magi réew mi gëstu ay mbiram càmbar ko jàngat ko ngir na xale yi mën a xam fan la ñuy teg seen tànk ci topp yooyu le sang. mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg Kollëre ak iRadio ba di fi dégloo rek jataay bi nga xam ne moom la ñuy amal ñu jagleel ko magi réew mi te mooy jataayu mag ñi fa tabaarakallahu dellusiwaat nañu ak yéen ci ñaareelu pàcc bi ñu xamle numéro téléphone bi nga xam ne képp ku ci bëgg a participer ci émission bi mën na cee jaar te mooy 88 628 38 38 mu mel ni ci ñaareelu pàcc bi tey nag ni ñu leen ko waxee ki ñu waroon a waxtaanee mooy Alaaji Ahmed Deme bu Sokone waaye incha allahu waxtaan wi ñu war a amal jëmee ko ci kilifa googu altine ak jàmm la ñu koy def tey dañu fas yéene càmbar rek invité yi nga xamante ni nii jot nañu fee jaar ak it nag mag ñu baax ñi nga xamante ni nii jot nañu leen a waxtaanee Cheikh Tahir yaa ngi woon ci Cheikh Ibnul Arabi borom xalimay wurus gi fa tabarakallahu waaye it kurus ga noonu la mel sufiyanke la boo xamante ne nii sufiyanke bu mag la donte que ne ci tariqa qadr la nekk moom ak Cheikh Seydil Serigne Babacar Sy ñaar la ñu woon ñu bokkul woon tariqa waaye daan nañ séddoo sa ab xalwa nga xam ni loolu dëgg-dëgg li muy wane mooy fi mu toll tasaare gi nit ñi tasaare lu ci gën a bari tariqa yi ñoom mag ñu dunduñu woon loolu kii nekk fële nekk ci xalwaam kii nekk fii nekk ci xalwaam te ñoom ñaar ñoo bokk menn mbir mu leen tax a jóg kon da ngay gis ne ñoom seeni xalwa sa sama tariqa féete kaw tariqa yi taxul woon ñuy ñëw waaye l'islam bi ñu bokkoon ngor gi ak mbaax gi ma jàngaatee ci moom ci dundam lu bari loo xamante ni mu ngi tàmbali di réer léeg-léeg nga dégg nit ci xam-xamam ñëw ba ci moom waaye comportement ba nga koy fekkee mooy tax nga suur xam-xam ba ndax comportement ba dara du ci ñu baal ma ci wax ji dara du ci yiw dara it du ci baax dara du ci nite fa tabaarakallahu waaye góor gi démb bi ñuy wax civilisation ni mu meloon xayteem fa tabaarakallahu da ngay xam ne kon ni xam-xam bi rafetee jikko ji rafetee na noonu ba mu mën a jëflante ak ku mën a doon yooyu yëpp bokk na ci tabaarakallahu ci ñuy jàngee ci moom ñu bàyyi la nga wéy ci gendeeku yu am solo yi nga xam ne yaa ngi koy gendeeku ci dund mag ñi. waaw du doy benn yoon liñ ci gendeeku ndax ñoom ay géej lañu. li leen ko def mooy li ñu nekk mooy diine mooy xam-xam nitu diine nitu xam-xam nitu yàlla tout court boo ko dee jàngat da ngay gis toujours njariñ ndax yàlla ci boppam moo mel noonu. ndeysaan képp ku ànd ak ku ko gëm nekk wali yoom moom day yëbb ci maanaam yàlla day def ci yow loo xam ni dalay wuutale ak ñi melul ni yow. ndeysaan nga ma zaala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil xata uhibbahu fa ida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladi yasma'u bihi wa basarahu alladi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha. yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nee na sama jaam bi du dañ du ma jege. di ma jege ba àgg ci ma bëgg ko te su ma ko bëggee danaa nekk déggam nga muy déggee. nekk gisam nga muy gisee nekk loxoom ba muy defee. nit nag bu àggee foofu ci mbaax boo ko dee jàngat lépp da lay yéem waaye li may faral di wax rek nañu njëkk a yéemu yàlla mi nga xam ni moo maye ba noppi bala ñoo yéemu ki nga xam ne moom la ñu may. kookaay jëmmi kéemtaan. macha allah bokk na ci li ma seetlu ci moom aussi mooy maftuh alayhi gi. nga xam ne loolu lépp li koy dëggal mooy li nga wax sànq. mag ñi balaa ñu doon jiw dañuy xool tool. ba noppi maftuh alayhi dafa mel ni. baat la bu ñuy faral di wax. dëgg la waaye dafa mel ni suñ mag ñi boo jëloon 99% bi loolu lañu.
waaw xam nga lu ko waral. dëgg la seen xam-xam tollawut ak seen moyen wu jàng. tollawut ak seen moyen. waaw amu ci kenn koo xam ni jamono ja ngay jàng dafa am ay université nga ami téere yu doy comme niñ ko amee ñun. waaw man am na mag mu ma nettali ci gémmiñam nee na ma man sans bàyyi diw su ma bëgguloon personnalisé dinaa ko tudd. waaw sans bàyyi diw dafa laxas dem Saalum dem ci nit di pour wut ñu ne ko téere bu ñuy wax xalil toll nga ci demal jàng ko kooka ne ko téere boobu de man am naa ko dama ko donn sama bàyyi mënuma koo jàngale nag waaye damaa ami tool soo ma nangoo bayal sama tool bii soo xëyee bay bu ngoonee ma jox la jukki nga bind ko noonu la amee téereb xalil ci sotti téere bi rek. ci sotti téere bi la fa nawet ba nawet bi jeex téere bi li mu doon bind muxtasaru xalil te booba buñ la ko waxee mooy lawal bi. saani bi dañ daan dem gànnaar mooy juzul ibaadaat. ndeysaan ba mu ko defee noona ba noppi ca déwén sa mu dem ci keneen koo xam ni day def ak moom nu mel noona maanaam day xëy toolam ba tisbaar jot mu wàcc añ sangu toog ci keppaar gi ñëw fekk fa sëriñ bi jox ko jukki bi mu jàngal ko ba jukki booba jeex mu bu subaati bu nawet bi jeexee maanaam bu fa nekkee diir ba mu fa nekk xalil jeex liggéey ba jeex mu ñibbi noonu la amee xalil noonu la jànge xalil. allahu akbar. loolu nag du pour nettile kooku boo tax boo gisee bëgguma tudd tur bi ndax Sénégal booy wax ak ñoom boo tuddee tur dañuy moomale kooka la ngay wax. damaa bëgg a wax ni loolu day firndeel day portrait jamono jooju nu téere jafee woon jamono jooja lool am téere boo jànge rek problème la woon. dégg naa ci làmmiñu Sëriñ Abdul Aziz Touré. ndeysaan yàlla na ko fi yàlla yàggal te defal ko wér mu ni Sëriñ Haadi Touré convoqué nañ ko bureau Ndar. waaw bureau politique. ndax saxiixul Buxaari bu mu jënd moom Sëriñ Haadi Touré xaw ma da koo jëlee màkk xaw ma dañ ko koo yóbbantee di waaye man maa ko dégg mu wax ko ci conférence maanaam jafe-jafe am ko ci jënd saxiixul Buxaari dong jënd ko pour jàng ko ñu convoqué la ci daawoo gis lu dul téere yi sàngam téere sàngam koo xam ne dañ laa gaw tëj la culturellement sañoo jàngi soo génnee gànnaar gi ñu jàpp la jàmm waxuma la ak Maroc nag gànnaar rek booy jéggi dex gi ñu la jàpp jàmm nga xam ne conjoncture bi ñu nekkoon def ñu tëj la favorable ba pare li jot a nekk ci réew mi ci ay téere yu gàtt la parce que monde islamique mazahib yi arba la mazhabu Malik sax amuñu ko woon ba mat téere mazhabu Malik bii xalil bi benn ci téere la gis nga ni mu jafe kon booba mu dawana anam kenn xalaatu ko ana mu dawana ana mu watta u Malik ana téere yi nga xam ni ña waroon Malik ñoom Ibn Majshun Abdul Malik Ibn Majshun ñooñu mag ñooñu ñoo ko bindoon ana téere yooyu ana tafsiru ana ibnu al Qurtubi ibnu Rushd al Hafid te ñoo ñëpp min zu'ama il malikiya tey ji seeni téere xamuñu ko sax ñun suñuy maam ñu ci bari buñ ko amee dañuy génn tukki am ko kon ci condition yooyu la mag ñi jàng suñ jàngee ci condition yooyu ba pare di bind loo xam ni kenn du ko teggi bu la neexee nga tuddee ñi ëpp ci ñoom maftuhun alayhi macha allah gëmoon nañ ne coono ci la barke nekk gëmoon nañ ne coono ñoom mag ñi ci la barke nekk mu wuute ba tey ak it nag ndaw ñi tey li ñu gën a jàpp rek moom mooy nu mu gën a yombee baax na waaye ñoom da ngay gis ne effort bu bari lañ doon def waaye nag mu jural leen njëriñ yu bari ñun nag fi mu toll dañuy bëgg njëriñ lu bari ba noppi nag bëgg a def effort yu ndaw. dama yor daara Thiès di jàngale alxuraan. ku ñëw di ma indil doomam li mu may njëkk a laaj mooy ñaata at la fi def pour mokkal. ci kuy door a ñëw calcul bi yëpp mooy na gaaw a mokkal gaaw a defi la nen taw ba saxal mbaa ma sulli maanaam bu fekkee da nga ko xaw a nakal wala nga wax ko at yoo xam dafa xaw a bari ci bëtam du la jox doomam. ndeysaan donc nit ñi dañoo yàkkamti mag ñi da nga daan gis xam nga nettali nañ la fi borom jaamal. waaw nettali nañ fi maam Ahmadou Ndiéguène Baro wallaahi maam Ahmadou Baro Ndiéguène am na ñeen fukki at. ci moom la ñuy doog a laxas jàng door a laxas waaw. loolu sax moo ñu dugal ci moom directement. jàng ñaar fukki at gannaaw bi. maanaam am ñeen fukki at sa kër bàyyi nga nekk ba am fa ñeen fukki at la nga fay def mooy jàng alxuraan ak liggéeyal sa baay ak taxawu sa yaay di ko toppatoo taxaw sa nekk sa ndigali kilifa ba am ñeen fukki at yëg ni nag dangaa war a wuti xam-xam nga doog a laxas
dem Tëngéej ci ku ñuy wax Birane Cissé selon la sëtam yow def fa ñaar fukki at ba mu demee ñaar fukki at ya dafa boole di jàng xam-xam ak di tarbiyu sëriñam di ko liggéeyal di mu sas ko sax aw sas ci tarbiyu ba doog a am juróom benn fukki at doog a mën a wax li ñuy tuddee cheikh maanaam sañ sampi daara am ndigal léegi nag dégg nga am ndigal loolu rek misaal la ci ñoom fan la ñu tegoon sàkku xam-xam natt ko nañ ko natt suñu bopp buñ ko nattee rek mu doy waar de man mii ci génération bii laa bokk wallaahi yàggul dara damay jàng nekk Tiwaawan ay nit yu ma bokkal daan ñëw naan ma yow sa njàng mi ngay jàng demal defe nangam yor sa ndey bàyyil sa njàng mi te wuti loo yore sa ndey ndax boobu jàpp man dégg naa loolu man mii di wax ak yow dégg naa loolu ba tàyyi waaw te bari nañu koy dégg waaw sa njàng mi doo ci am dara sa njàng mi nangam demal defi nangam comme si yow li ngay jàng du métier xam-xam du métier professeur luy métier am lu dul jàng ak jàngale ab professeur bu ñuy jël di ko fay luy métier am lu dul jàng ak jàngale nit li muy def na ko man te sellal ko maîtriser ko man cee jariñ xeetam man cee jariñ boppam. ndeysaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ne dafa sopp yàlla dafa sopp lool nit buy dugg ci métier mu bañ ko di làmbatu waaye na fexe ba doon ci spécialiste na ko man waaw macha allah kon bu ñëwee ci borom jaamal waaw xam nga histoire yi dafa niroo histoire mag ñi ñu wax ñëpp dafa niroo ndeysaan li leen niroole ba bari na bu dee da ngay wax ci sociologie benn société la woon benn époque historique la woon donc ni nit ñi doon dund ci jamono jooju benn dundin la am na yu bari yu xew léegi xewul woon booba maanaam jamono joo xam ni kilifteef dafa am liggéey dafa am toppante dafa am jamono joo xam ni mbaax dafa am bëgg mbokk dafa am jamono joo xam ni sacrifice dafa am ci mag ñi ci contexte boobu la ñu nekk moo tax ñu niroo ci yu bari waaw waaye tam la leen gën a nirole mooy la ñuy wut muy yàlla ñaar ñu ko bokk dañuy niroo ñaar ñu bokk di wut yàlla dañuy bokk jikko bokk xalaat bokk gisin ñaar ñu bokk yàlla dañuy niroo donc loolu moo tax ñu niroo xam nga wax nañ la kii dafa am ñeent fukki at doog a jàngi ba mu demee jàng am na fa ñaar fukki at kii nag moom dafa dem ñaar fukki at mu def ko ci étude supérieure ba muy am ñeent fukki at fekk na jàng na ba am xam-xam étude supérieure mi nga xam ne yër lañ ko daan tudde daanaka menn at la fa nit di def étude supérieure mu def ci ñaar fukki wala ñaari at moom mu def fa ñaar fukki at étude supérieure mooy entre maîtrise ak doctorat ak agrégation waaw nga xam ne da ngay wax kon ay doctorat yu bari la indi la dajale ndeysaan ay agrégation bu fekkee mën naa am yu bari moom la indi parce que bu fekkee da ngaa mokkal alxuraan jaar ci Maam Mor Anta Sali ñu ngi ci borom daama dem ci Maam Mor Anta Sali Maam Mor Anta Sali ku ne xam na baam maanaam aw ñayam maanaam fu mu toll woon dayoom ci xam-xam ñi jaare ci moom ak li mu leen def ak fi mu jaarale nit ñi ak li nekkoon ci moom gis nañu mbindam gis ab liggéeyam kon jaar ci moom def fa ñeenti at waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sang bi man la sëñ Mor ci Touba jërëjëf barakallah Cissé Cissé baa ngeen def coono yi barakallah jërëjëf Cissé nga defal l'émission bi di siyaare seen Tahiru moom wallaay Cissé moom da xanaa mooy suñu seen mi doon jàng taalifu boromam wala du moom kan ci déedéet suñ soo sant seen déedéet du moom de Ibrahima Sène Ibrahima Sène du bokkut ak googa déedéet moom laa koy teg nag wallaay ndeysaan moom laa koy teg maa ngi lay siyaare bu baax kii sama Ibrahima Sène la waaw man Ibrahima Sène la jàng mi daa neex loolu tax am xorom wax dëgg yàlla waaw moom jàmbaar la waaw wax dëgg yàlla neex ñu ngi leen di siyaare bu baax jërëjëf si jërëjëf dama ko doon faral daan gis wal fajiri moo tax ma laaj ba xam waa kay barakallah am na solo ñuy rafetlu waxtaan yi lool jërëjëf xam naa bëggoon naa laaj maanaam xam nga daaw doon nga waxtaan ci mbirum Serigne Khady Amar Fall waaw daaw doon naa ko teewlu ba mu jeex waaw taxaw ngaa laal tuuti ci histoire Cheikh Omar waaw ma laaj ba xam maanaam ndax Cheikh Omar moom waxtaanagun nga ci wala waxtaanagun ci dinañ ci waxtaan ci biir danañ ci waxtaan ci biir weeru koor wi insha allahu taala ok insha allah xam nga mag ñooñu li nga wax rek malheureusement mooy suñu mag ñi duñu leen jàngal ba xam leen ma ngoog waaye nag lii occasion la ngir ñu bare bare na leen ci xam ndax ku mel ne seen soxna sëñ boobu sant Baro Njigéen
te nekk Thiès gis nga loolu nga ci wax fi mu ne bu ma ko dégloon ci rajo du ma ko xam. mu nga jërëjëf. fu ma ne suñu Ibnu Arabi ñu doon waxtaane démb kazalik. barakallah. waaye dina xamal daal moom émission bi ñun dañ ko yittewoo ndax dañ ciy jàng dañu ay dong ta toll ci njàng. jërëjëf magee daar la ñor di jàng sax waaye allo ji moom dañoo bëgg moom mu gën a mokk ci wàllum mag ñi. jërëjëf. ndax ñoom ay référence lan. macha allah. xanaa balaa jeexal la dina xamal ne daal émission bi ñu bëree bëri mën na ñu ngi koy bàyyi xel ndax barki démb ba ma wootee damaa seetoon sama benn média ci ñu xam suri saaxo ndeysaan bu dima xamal ne mi ngi koy teewlu macha allah kon nag loolu day xamal ne kon moo dama ci waxaat lu am solo sax ci mbirum mag ñi rek maanaam gëstu leen njariñ ñi mu am ñu leen di sant bu baax di leen ñaanal jàmm di ko nuyu bu baax moom it di ko siyaara jërëjëf yal na yàlla fay la yu jërëjëf yal na yàlla fay la yu wallaay Cheikh Tahir même ci réseaux sociaux yi ñi ciy jaar di wane seen i mbégte ci émission bi ñu ngi bari Cheikh Tidiane Ba mi mu ngi gërëm bu baax ni nga taxawee ci émission bi ak waxtaan wi ku ci mel ni Ndeye Aminata Gaye mu nga ba Espagne moom it mu ngi rafetlu bu baax a baax émission bi ba ci sa oustaz Fall oustaz Moussa Fall mi nga xamante ni fii la nekk ci kër Imam Fall fa tabarakallahu Alioune Camara mu nga ba Espagne moom it mu ngi rafetlu bu baax a baax émission bi bari nañu lool ci réseaux sociaux yi ñoom it xam naa ne mënuñu woote waaye ñu ngi béggee émission bi ak ni muy doxee jërëjëf xam nga li ko waral lépp rek mooy mbokk moomu Touba Cissé ñu ngi koy nuyu bu baax ndeysaan Serigne Mor Cissé Serigne Daara ñu ngi lay nuyu baax di la ziyaara waa Touba yëpp di ziyaara waa Sénégal ñuy déglu yëpp li waral réaction yi mooy dafa am lu nekk suñ dënn ñun sénégalais dafa am lu nekk suñ dënn waaw te yëngalagun ko ndeysaan dañoo am ndono lu fort lu rëy dañoo am mag ñu baax ñu jaar fu rëy gis nga alxuraan mii niñ def ba mokkal ko waaw ni ñu xeexe ba bind ko ni ñu xeexe ba jàng ko dund ko sanc ci ay dëkk def ci ay jaloore yu nekk sëriñ bi loolu lu bonoon a bind la bi maa izahab ndax da ngay dem ci naar yi mu jaaxal la nit yomb am na lu ko yomb lool am na ay moyens lool te mënta am lool aleykum salaam wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah allo bismillah yaa ngi ci jotaayu mag ñi ñu ngi lay ziar bu baax wallahi yal na yàlla nangul la Cheikh Tidiane Kébé la Mbour Cheikh Tidiane Kébé waaw ñu ngi rafetlu émission bu baax a baax jërëjëf Seydina Cheikh ñu ngeen ñaanal di rafet lii daal am na solo lool ndax di waxtaane say mag daal moo gën ngay waxtaane yeneen yi ndeysaan ñu ñaan yàlla defal leen ci tiyaaba ju bari waaye di wax ne nag ndaw ñi war nañu jéem a roy ci mag ñi ñu daan effort yi ñu daan def comme ni ngeen ko waxee sànq mu jaral leen lu ne boo téere yi jafe woon na ñu def lu ne pour am sàkku xam-xam ndeysaan mais léegi nag jamono ji dafa xaw a doy waar xale yi da ngay gis yoo xam ne da ngay jàng quelque téere rek bëgg a ne ci rajo yi kii di waxtaan moo tax toj yi day bari lool bëgg a nekk mufti waaw ku jàng ak lax da rek quelque téere rek bëgg a ne da ngay waxtaan moo tax daal fi ne nii moom dëgg la war nañoo l'islam nag fekk dafa amul question ci réew mi moom ku mokkal tuuti rek bëgg a yaakaar ne war ngaa mën waxtaan ci diine ndeysaan te loolu responsabilité gënu koo rëy nag war nañ ko sóoraale macha allah waaw ñu ngi leen gërëm baax di rafetlu émission jërëjëf Kébé jërëjëf dëgg la li mu wax dëgg la waaw li mu wax dëgg la buñ la waxee ni la maam ñu ngi ñoon ci borom jaamal bi mu jàngee ba am xam-xam ba noppi ci biir réew mi dem Ndar jàng fa ba bokk ci borom xam-xami réew mi dajeeg Cheikhul Hadj Malick ñu nawante nawlonte fonkante ndax xam-xam ndax mbaax doyulul dafa dem gànnaar ba mu demee itam def fa ñaari at ñetti at dafa def ñaar fukki at ba bi muy ñëw màggat la ndeysaan juróom benn fukki at mu doog a sanc kër bi muy ñëw bi muy wàññiku gànnaar di ñëw di dellu si wax ma dellu si Saalum de mais di dellu si Kajoor rek màggat la pour wax la kon dund goo xam ne da nga ko jël lépp def ko ci alxuraan def ko ci xam-xam loolu xewwi na ci réew mi te loolu moo tax xam-xam bu ñor fóore ju fàddaaral li ñuy wax fóore joo xam ni lu mu la wax du deñ salmachita lay doon waaw lu mu la wax du deñ ba noppi fu mu teg tànkam day wér loolu mu mel ni day dellu gannaaw ci réew mi day gën di néew saa su ne ndax temps bi ñuy def ci jàng bareetul coono bi ñu ciy def bareetul yéene jëtam sellatul ndax yéene jàng ba am xam-xam dem jommal nit waaw kooku bu baax yéene ba xam nga bu nit dee wax ci réseaux sociaux yi wala muy wax ci rajo sax wala télé boo ko dégloo ñu bari bokk man ca laa bokk ci ñu mel noonu ndeysaan ñu bari ci ñun dañuy wax luy wane ne am nañu xam-xam waaye duñu wax luy jariñ nit ñi ndeysaan allo salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah fi nga yem am na solo di nga ci del siwaat wallaay jërëjëf jërëjëf sang bi wallaahi ñu ngi lay delloo ziar jërëjëf kooku tabarakallah Fallou Bane Serigne Fallou moom fidèle Serigne Fallou moom fidèle auditeur la ci jotaayu mag ñi waaw
ndeysaan. xam naa déggante bi daa déggul nag. waaw nee na déggul bu baax ndeysaan. xanaa dégg lool ci waxtaan wi rek. jërëjëf sëñ Fallou. day kontaan loolu wax dëgg yàlla moom saa yu ñu koy déglu suñu xol day seet bu. baarakallah sëñ Fallou Ba baarakallah. ba mu tàmbalee ba léegi amul benn bis buñ ko tàmm. alhamdulilah. waaw naa kontaan lool. yal na yàlla bég ci cofeel geeg déglu geeg sonne geeg yëpp. am benn question bu may laaj. allo. waaw bismillah Serigne Fallou. Ibnu Cheikh Mouhamadul Arabi yi lii. waaw. damay laaj dama am benn Mouhamadul Arabi yi moo dégg fii ci ginnaaw dëkk bu ñuy wax Njaawa. waaw foofu la. foofu la dëkk. waaw foofu lañ ko. wetu Njaawa booru Njaawa la jegeel. waaw kër Yoro Njaay. maa ngi moom soriwul foofu fi ñuy wax fu ñoom kër Cheikh lañ daan wax dëkk booba. waaw ndax moom kër Cheikh wala kër Chérif lañ ko daan wax. foofu la dëkk bi ñuy wax foofu am na boo demee xabroo nga fa. ñu koy wax Mahmoudan noonu la tudd dëkk ba Mahmoudan. macha allah foofu la Ibnu Arabi moomu la foofu la nekkoon. jërëjëf xam naa déggante bi moo néew. jërëjëf baan jërëjëf barakallahu fiikum jërëjëf. macha allah. yaa ngi woon foo am solo ci mag ñi daanuñu suur mbaax. ci lañ daan nekk rek. daanuñu suur xam-xam. léegi nag xale yi daanaka dañuy tàmbalee mos rek. ne seen biir fees na. waaw su boobaa nag mu feeñ ci qualité yi. loolu li muy indi mooy xaw a xam baaxul. xaw a xam ndax da ngay saf xam borom xam-xam. te fekk te doo ko doon. li ñuy tuddee ansaaful muthaqafin. xam tuuti ci mbir. ñàkk koo xam sax moo gën. wallaahi ndax boo ko xamul di nga modeste. boo dajeeg nit di nga jàpp ni yow doo borom xam-xam dañ lay jàngal te ki lay wan mën na laa dimbali. waaye soo xawee xam defe ni xam nga boo dajeeg nit da ngay defe ni yow dañ laa war a déglu te yow da ngaa war a dégloo. dëgg la boobaa da ngay mel ni man di mbel-mbeli te fekk na yoroo dara. dégg nga mag ñi loolu lañ doon bañ moo tax seen njàng yu metti yi. ndax seen kër yi ñu la tudd rek ku ci ne sa kër baay fa nga juddoo xam-xama nga fa bu set wicc boo xam ni boo fa yamoon di nga nekk borom xam-xam. waaw. waaye du doy ndax koo xam da ngay ñëw sa baay di jàngale alxuraan ngeen judd ca daara ja say mag ya nga am yépp ku ci ne yor daara di jàngale alxuraan. di jàngale téere yi ñuy jàng ci réew mi. nga mën ko faa jàng nga jàng loola ba mu jeex ni ko fi ñukk ni man damaa bëgg a yokk xam-xam. génn dem gànnaar yombul woon de nee naa la ku mas a jéggi dex gi ñu jàpp la jaam. parce que ay danger yu bari ngay. ku mas a jéggi dex gi fu ñu ñaari bunt lañ daan jaare gànnaar ñetti bunt benn bi li Gouareb la tudd benn bi Brakna la tudd benn bi Trarza la tudd ñett yi ku fa mas a teg tànk ñu jàpp la bi gënoon a garaaw mooy bi ñu daan faral di gën a dem mooy Brakna ku fa teg sa tànk ñu jàpp la jàmm te mag ñi dañ daan affronter loolu. ngir xam-xam dañ daan gànnaayu di xare ba àgg sax fa ñuy jànge ji xare xeex ba àgg fa ñuy jànge ji jaraloon na leen loolu nga xam ne ku néew doole daawu ko def ku amul xel daaw ko def ku amul ñaan daaw ko def ku amul fit doo ko def ku amul volonté bu rëy itam doo ko def mag ñi def nañu loolu kon loolu borom jaamal misaal la ci defe naa ni buñ tuddee alxaaji Amadou Njegéen wax ni mu jógee këram ñëw Tëngéej ak sas wi ko sëriñam sasoon man de bu ma doon mën a wutu ginaar bis bu nekk cere dugub dama koy jëfandikoo rek. sëñ Pape rek keroog loolu la wax. nee na moom bu ko wutoon da koy rek dinaa wax sëñ Moussa mu sas ko doomam jooju ba xam dana ko indil ne ko del indil sa yaay ji cere suuna ak ginaar guddi gu nekk bis bu nekk. ndeysaan loolu xoolal imaginer loolu ni mu jafee ci jamono. wallaahi waaye ki la koy sas sasu la ko parce que dafa bëgg àddina. tegu ko ci bànneexu bakkan. déedéet dala koy sas parce que tarbiyu nit dañ koy tàggat. nit daara du jàng nii rek réciter dem sa yoon mokkal dañ lay tàggat toj sa xol nga miin liggéey miin kilifa miin def lu baax miin responsabilité loolu moo tax mag ñi bu ñu génnee dañuy sanc ay dëkk gor ay àll tabax ay jumaa tabax ay daara yar ay nit defar ay kàngfóore jur ay wali yu defar ay nit yu dul jeex ci famille yu rëy loolu la leen ko may mooy waajtaay yu rëy yooyu ñu am nañu jànge dafa spécial njàngum yéene lañ jànge njàngum barke lañ jànge parce que ku leen jàngal ku ne liggéeyal nañ la ba nga gërëm leen da ngay boole di leen jàngal ak di leen bëgg da ngay boole li nga leen di jox da nga leen ko yéene parce que dañuy ñaq
ak dañ lay warmaal di ñaq di ñuqi waaw loolu jëf jooju ñuy jëf moo taxoon façon bi ñu nekk ni ñu mel ko léegi nag yooyu nekkatu fi léegi gaañu ku la ciy fay sax nangami junni ci internat day mel ni gone gi moom moo la moom ndeysaan day mel ni gone gi moo la am bu dee Ndakaaru gi moom da ngay toog sa kër oustaz bi ñëw fekk la sa kër toog ca xale bi toog ca saal ba ah yenn saa nga ñëw sax ñun la xale bi day nelaw yeewoogul nga toog ca saal ba di ko xaar ndeysaan foofa coono nekku fa coono newu fa te fu coono newul barke mu fa bari nit da ngay sonn ci li nga gëm mu jaral la sacrifice da nga daan gis mag moo xam ni lawax la maanaam buur doomi buur la prince la gàddaay dem ci sëriñ boo xam ni ca jamono jooja sëriñ ba amul doole amulu tur amul barke sëriñ yi dañoo sonnoon ci jamono jooju nangoo toog ca daara ja di toog ci suuf toog ca fel ya di taxani di taalub jàngu di dem tool di liggéeyal sëriñ bi lu mu la wax nga def ko lu mu bëgg nga nekk ca ngir lan jàng alxuraan man ko am ngërëmam. barakallah 88 628 38 38 mooy numéro bi nga xam ne mën ngeen cee jaar pour yegg si ci jotaayu mag ñi ni nga ko waxee dunduk mag ñëpp dañoo nuroo ndax ñoo bokkoon ñoom li ñu gëm bokkoon it jamono ji ñu nekkoon Serigne Saliou Mbacké bu ñu yegsee ci moom yan bind la ñu mën a jëlaat dollee ko waaw yu bari ndax Serigne Saliou Mbacké mën nañu wax ci génération bi la waaye ca mag ña la dafa nekk bokk ci génération bi nga xam ni day jokkale ñaari époque benn époque mooy époque waajuram Cheikhul Khadim beneen époque bi mooy époque bi ñu nekk ñun mooy ñoo xam ni mu bokk ci génération boo xam ni liggéeyu mag ñi dafa feeñ ci moom Serigne Saliou ku ne xam na biñ ko jàngee fii defe naa ni xamle diw doomu Serigne Touba la defe naa ni loolu Serigne Touba way juróom loolu defe naa ni ëpp na xamle doo jarut discuter kooka li ñu war a mën a xalaat ci moom ñëpp xam nañ ko waaye li am solo mooy bi ñu xoolee ay jaar-jaaram maanaam bàyyi ko waayam yu sell yooyu teewut mu jaar foo xam ni jaar-jaaru doomu soxna dëgg la ci jàng man am naa ku ma wax koo xam ni ko jàngal Serigne Saliou mooy waajuru ki ma wax ji ndax léeg-léeg damay bañ a personnaliser waaw mu ni ma sama waajur de bi ko sëñ Touba joxee Serigne Saliou ak Serigne Chouaïbou ak Serigne Abdoul Ahad dafa daanu ba ci kaw ni daani ni doomi Serigne Touba yi bañ a mokk ma bañ leen a mokkalal alxuraan dugg sawaraama ko gënal allahu akbar maanaam man ma dund ci àddina waaw ba faatu te Serigne Saliou mi Serigne Chouaïbou bi Serigne Abdoulaye mi ñii mokkalun alxuraan tare ko bind ko ci sama dund bu loolu amul dama mel ni dugg sawaraama gënal maanaam wax la ban volonté waaw engagement yu doy waar ban engagement moo ne woon ci gannaaw kii kat borom jamono la daa am lu ñu war a def ci moom zahir si baatin bi moom mbirum yàlla la waaw baatin bi mbirum yàlla la loolu du suñu wax noonu wallaahi waaye zahir si boo gisee ñuy wax zahir parce que ñun loolu lañ mën a roy nga gis loola jaar-jaar yi ci wàllu yar mu mel ni am na ku ne ci ligne bi asalaamaaleykum sëriñ bi fi nga taxaw am na solo dinañ ci dellusiwaat allo asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi sant yàlla bu baax foofu i rajo la wala waaw yaa ngi i rajo ci jataayum mag ñi dañ bi ki nga dalal ku baax la de wallaay ndeysaan mooy Cheikh ki ñaan Cheikh Tahir Fall ku ñàkk ki ñaan a ngi nii ndeysaan moom daal wutu parloo day wax ci yàlla ji rek tax wallahi man day maa ngi fas te moom coloré est-ce que sëñ bi xaaral ma jox la ko jërëjëf waaw tur bi ak sant ak foo dëkk Baara Ndiaye Touba Mbacke Baara Ndiaye yow day Ndiaye xol bu laab nga yor jërëjëf yal na yàlla dëggal sa njort ci ñun yal nañu yàlla boole jéggal amiin yaa rabbal aalamiin dañoo melul nañu war a mel rek te bëgg a barkeelu ci fàttali mag ñi ak roy leen ak jéem a teg suñuy mbir ci seeni mbir loolu rek la wallaahi ndeysaan Serigne Saliou kii xol bi fees na loolu ndeysaan Serigne Saliou radiyallahu anhu misaalum Serigne Daara xam nga dafa am cëriñ gu xewoon ci jamono waaw ci jamonoom moom ci jamonoom cëriñ gi maanaam dafa dem ba barke wuyu si sëriñ si ñi ëpp ci sëriñ si talatuñu woon daara yi te barke bu duggee rek du ñàkk gee tal du ñàkk koo gëm
ñi ngi doon financé joxe seen alal amul benn sëriñ boo xam ni daawoo sonn ci daara. dëgg la waaye jëmmi toog fa yoral ko sa bopp. mënatuñ ko woon. mu mel ni daara te daara nag soxlawul doomi borom daara. soxlawul xaritu daara borom sëriñ daara bu nangoo toog waaw. daara. fi mu toll man mii bu ma amoon téeméeri daara baax la kat lu baax la boo wootee ay ñu la mën a jàngaleel jàppale lu am solo la. waaye dafa soxla sama jëmm. waaw may wane ni lii ma nekk di ko yëngu gëm naa ko. def naa ci sama dund. te rusuma ooma complexe toog gone yi wër ma may jàngale lépp di sama dund. sama yitte Serigne Saliou loolu la dekkal. xam nga bu yàgg. mag ñëpp noonu lañ meloon. yori daara. wallaahi lu ñu am dalee day ñëw fekk leen ci daara ji. macha allah ñu dem ba nag jamono neex. wallaay mu mel ni am na ko yëngatu ci suuf. asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waa kay kooku. dina ziar. yàlla ñu yàlla boole nangul. Xaadim Cuun Fall Touba. Xaadim Cuun. Xaadim Fall Touba. Xaadim Fall. Xaadim. Sëriñ Xaadim Fall. waaw ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo nuyu ak ziar. ñu ngi rafetlu émission bi. jërëjëf Fall barakallah. la première fois maa ngi dugg ci émission. jërëjëf. dëgg yàlla ñu ngi lay sant di la gërëm. barakallah. dëgg yàlla sa émission yi dara dañ ci wuute. barakallah Fall. dëgg yàlla yal na la yàlla kàttanal. amiin amiin ñu bokk. dëgëral la. amiin ñu bokk. dëgg yàlla daxal la seetaan. amiin amiin ñu bokk. dëgg yàlla kontaan nañ lool. barakallah sëriñ Xaadim Fall. soo ñu déggee seen jëg lépp ñu ngi lay bàyyi xel. barakallah Fall. dëgg yàlla. benn émission du ñu raw jërëjëf sëñ Xaadim Fall. jërëjëf kontaan nañ. yal na yàlla fay leen yiw. amiin yaa rabbal aalamiin. njortu yu rafet yi ngeen am ci ñun. wallaahi. yàlla bum ñu nax. amiin yàlla yaa nay rabbal dëgg fi nun ñun ñëpp yàlla defal nu mbaax. ndeysaan. cofeel gi yàlla def ko ci ñun def ko ci yéen. amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla na lépp di dëgg. ndeysaan. tey dara bañ caa dugg lu jóge ci seytaane. amiin yaa rabbal aalamiin. Sëriñ Saalix li ñu doon wax ci moom. man de am naa expérience ak moom. waaw xam naa ni ñàkk nañ solo waaye liñ jokkoo ak moom bari na liñ toog ak moom bari na liñ wax ak moom bari na. ndeysaan. waaye fàttaliku wuuma jataay bu ma ko nuyoo te néewuma ana daara ja. ana daara ja. baat boobu. ndeysaan. ana daara ja la may wax. ndeysaan. ànd naa ak nit di dem di ziyaara gi Sëriñ Saalix ma ne ko buñ demee xam nga lu may wax mu ne bu nuyoo ñun ba noppi bu muuñee muuñam googu. waaw dinaan ma ana daara ja. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. te kooku sama ndijaay la. bu demee mu ne ma mais yow sëñ bi da ngaa yow xam nga ma ne ko xam naa sëñ bi loolu. waaw maanaam pour wax la li ñoroon Sëriñ Saliou. daara da ko ñor. te loolu renaissance la. renaissance parce que ak cëriñ su yàggee te daara yanuwu ko day jur ak ngóor. barke ba day indi laneen. ngóor la indi. kër goo xam ni cëriñ nga dafa dem di dem ba barke bi bari alal ji bari tur wi rëy su diw génnee ñu ni diwa ngi nii bu diw waxee ñu ni diwa ngi te daara ja tolluwul ni barke ba toll. loolu danger bu rëy la. bu rëy. léegi nag pour bañ loolu am sëñ Saliou defal nañu loo xam ni mooy dekkalaat daara joxaat ko dimension nga xam ne boo demee xel koom li muy toll li muy rëy daara la. daara yi mu sam yëpp boo ci demee da nga naan kii lii moom mooy lan ci àddina ndax yaatu ga waaye boo xoolee dimension société bi. ak dimension loola da nga xam ne li mu def réponse la. macha allah réponse la. loolu def naa ne moom la ñuy jàng ci Serigne Saliou ci wàllu œuvre am naa ci wàllu wax naa la wàllu baatin bi. ñun tuuti nañu di jéem a xam baatin bi yàlla. macha allah waaye dañuy wax li ñu xam ci li nga xam ne mën nañ koo jàngalante laalante ko biir ak suñu bi ci des mooy yërmandeem. yërmande. mu mel ni am na ko nekk ci suuf di yërndu. asalaamaaleykum. rëcc na. yërmandeem. savoir vivre am. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw man de maa ngi woote di leen wax ne maa ngi leen di topp depuis weeru kooru daaw. ndeysaan. ñu ngi rafetlu émission bi tamit. jërëjëf suñu xol sedd na trop yàlla xam na ko. macha allah. parce que émission bi moom boo ku bëgg a xam démb réew mi rek ak topp ni fi amoon. di nga ko déglu. parce que bu fekkente ne yow nag leneen moo la ñor moom. loolu moom waxuñu ko man dama lay wax man. su ma déggee yenn émission yi nit ñi di wax ay kiraama yenn yu bari sax damay xam ne ñii xëy na seen poche moo leen ñor. mais bu fekkente ne ñoo xam ne liggéey ñàkk jariñu rek ak pour yóbbu réew mi kanam. ñooñu moom wóor na yàlla man sama xol dafa fee sax parce que damay wax benn histoire sama rakk dafa am diina dama ko doon jàngal keroog France. ma sonn ci trop di ko jàngal ma koy jàngal ba yàgg mu ne moom xam nga lu ko jaaxal
est-ce que moom bu demee France est-ce que français yi ñoom olof la ñuy wolof la ci école yi waaw mën na ko ñoom seen làkk français la ñuy jàng mu ne ma nag loolu te 10 ans mu ne ma nag loolu yoon ñun fii kon ñun dañoo war a jàng olof ne sarak jooju def naa ko xarit def naa ko wallaay ku xam boppam la kooku sama kóllëre la dañuy waxtaan maag moom mu ne léegi moom day jël calcul olof parce que léegi dootu jël calcul français léegi ma koy jàngal calcul olof allahu akbar division ak yëpp gi laay ñu sonn ñu ba dee ma xalaat ne ñun dañ dal nii xam nga kooku buñ ko joxul lu ñu liggéey ay livres yu ñu liggéey ci fànn googu mu bëgg buñ ko joxul dañ ko tooñ parce que yëg-yëg bi mu am yëg-yëg bu normal la xoolal loolu te keroog xoolal dañ doon waxtaan ba ma génne clavier écran bi sax mu ne yow mu ne clavier bi su fekkoon ci chinois yi ñoom seen bind lañ koy bind alors que ñun fii ci français lañ koy bind war nañoo bindu olof bu ko ñuy waxtaan maag moom xam-xam bu xóot teg bilaay 10 ans la am allah macha allah man moom maa ngi rafetlu yàlla na ko yàlla sàmm la yow yàlla na leen yàlla sàmm macha allah yàlla na leen yàlla sàmm ñi topp nag te woote wuñ ñoo ëpp jërëjëf barakallah fiikum barakallah waaw ñun suñu jubluwaay mooy li ñu doon wax ñu ngi woon ci Serigne Saliou Mbacké dafa dekkal daara yaa ngi woon ci yërmande ji sax dafa amoon yërmande maanaam sëriñ ab sëriñ day joxe day yar ay génération ab defarkat la te defar ki ku gën a soxla mooy kii doog a ñëw mooy ndaw li defar ki ku gën a soxla mooy ki néew doole mooy ki amul fu mu jëm comme moom ñooñu la am leen te loon ñi mu àndaloon ci mag yëpp dañ ko doon jàppale ca lam doon liggéey ndeysaan waaye ñi mu amaloon affaire dëgg-dëgg mission nekk ci ñooñu mooy tout tànk yi te tout tànk yooyu defar leen mooy defar ay génération kon vision boobu tam bu rëy la boo xam dañ ko war a bàyyi xel te loolu pour nga def ko il faut nga am yërmande. jërëjëf bokk na ci li daara amoon te mel ni daf ko ñàkk Serigne Saliou révolutionné ko mbay. waaw mbay liggéey. xam nga ci jamonoom lu jiitu mu ñëw dafa mel ni man ab baykat laa woon. ñu bari ci ñi xamul seen bopp dañ ko daan ruus. waaye Serigne Saliou dafa ñëw yeesalaat mbay. ba sa bu wootee mbay da ngay gis fonctionnaire waaye dafa mel ni am na ku nekk ci ligne bi allo salaamaaleykum. kooku rëcc na bu ñaatee ñu jël ko nga xam ne bu woote waan mbay daara exode rural bi jamono bi sécheresse amee ay 1911 waaleykum salaam 71 wala yooyu aleykum salaam wa rahmatullah yàlla boole ñu nangul ñu ñu ngi sant yàlla bu baax ñoo ngi wootee Touba macha allah ah kontaan nañ de waa Touba ñu ngi woote bu baax émission bi neex na trop de ndeysaan depuis koor bi ba léegi ñu ngi leen diglu waaye dafa am solo trop baarakallah koo xamul ak yëpp dangay dégg ay histoire am day tax nga gën kaa xam koy dégg te da kaa xam wallaay ndeysaan waaye waxtaanu neex na lool surtout sëñ boobu ngeen waxtaanu wallahi Cheikh Tahir ci daara bi la nekkoon moom bokk nañ ci ñun yar waaye am na solo trop ndeysaan ñi jaajëfal waa jooju ku baax la ndeysaan daa ngeen jëf jërëjëf wallaay jërëjëfati jërëjëf kon loolu misaal la Serigne Saliou misaal la ci wala solution la ci benn problème ndeysaan mooy daara yëpp dañoo tëjoon seeni daara ca kaw ga ñëw ci taax yi fas yéene dunde yalwaan waaw ak taqale ak dugg ak génn sëriñ si di liggéeye mbàcc kaamil ak ñu di leen ak suuli ñu leen ko yëg ak ñu leen jox ay sarax léegi sëriñ Saliou wax ñu ni nañ dellu ca waxu jëf waaw waxu jëf dégg naa la waaw maanaam nañ wut ay suuf ndeysaan jël donga yi dem ak ñoom ca daara ya bañatee bootu comme ni nga ko daan bu ñu demee ñu am indépendance financière bay ba mën koo dunde bay dimbali sax ñu newul ci daara loolu solution boobu la Serigne Saliou andil jamonoom allo mu mel ni am na ku ne ci ligne bi allo asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah soxna su tedd si bismillah waa ñu ngi ziar bu baax a baax di lépp tur wi baarakallah lebal nañ la ko la ñaanal sëñ Tahir Fall yàlla na yàlla guddal sa fan amiin ya rabbal alamin yàlla na yàlla guddal say at amiin ya rabbal alamin bokk ñun ñëpp yàlla na la ci defal wér amiin defal la ci fekkee defal la ci tal amiin ya rabbal alamin xam naa ne tabarakallah macha allah ñu ne ñu yéen moom lañ doon wër ay at ndeysaan alhamdulilah bañ ko yàlla mayee alhamdulilah am nañ ci taataan li may ñaan rek mooy ñi saytu réew mi war a yore suñu njaboot gi suñu doom yeeg suñu sët yi ñu war a nekk la ba nekk sa pays yàlla nañu leen dégg barakallah te yàlla nañu leen dégg amiin ya rabbal alamin buñ leen dégloo yàlla nañu leen dégg amiin am naa yaakaar na xëy na buñ leen déggee danañu xam fan lañuy teg suñu tànk barakallah coow li wax ji moo di kale dañoo xamul li ñu am dañoo xamul li ñu am te li ñu am dañu ko war a xamal ndax ki juddu fekk ko fi sa maam
boo xamee la sa maam dundee sa baay la ko wax ki dudd fekk ko fi sa baay boo xamee ne sa baay doxee ñi dund ak sa baay ñoo la ko wax ñu saytu réew mi bu ñu xamoon li ci réew mi kon dinañu gën a bàyyi xel wallaahi ñun nag vraiment dañ leen di ñaanal bu baax trésor yu mag yu rëy de la Sénégal tëdd te nag façon bii ngeen di defee dañ koy ko wër te amuñu ko ndax mag ñi dañoo amoon ni arnat kon nag bu ngeen bàyyee maam Sëñ Tuuba bàyyi maam Seydi Hadji Malick bàyyi maam Baye bàyyi maam Limaamu bàyyi maam Cheikh Oumar ñun te ñoom ñoo ñu formé dana tax ñun ñu xam ne mag ñi du wax ji li mag ñi def mooy wax ji ak ña mag ña def macha allah macha allah nag foofu la ndeysaan ndax bu ngeen fexee ba ñun ñu xam ne mag ñi kiraama yi leen di waxal amul solo ndax sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam loolu taxul ñu bàyyi ko xel liñ ko sant te mu doxal ko awal ko yoon ba tax ñu sopp ko looloo tax kon loolu lañu war a bàyyi xel ci mag ñi day soxna si tedd si analyse bi rafet na macha allah génne ci mag ñi génne ci famille yi génne ci dugg ci ñi mag ñi defar yàlla leen yàlla fay amiin amiin yàlla yàlla ñor amiin yow it yàlla na la yàlla fay analyse bi rafet na wallaahi ndeysaan analyse bi rafet na te yaru na wallaahi yaru na lool macha allah mag ñi ku leen xeex bokkoo ku leen tiitaroo bokkoo ku fanatique bokkul ku leen noonu bokkul wallaahi da nga leen di bëgg da nga leen di bëgg te demee ak ñoom deminu bëgg leen a jariñoo boo leen bëggee te fanatique xamoo li nga fa ngay teg sa tànk loolu baaxul déedéet waaye da nga leen di bëgg ànd ak ñoom xam ne ñoom kat suñu borom moom moo ñu séddee ñu am mag ñooñu waaye itam nga am fulla yi xam ni ay yoon la ñu tëraloon te yoon yooyu wax naa la ni tey dayyun la du diin te dayyun la maanaam application bu diine la ñu jëlee ko noonu bu ko defee loolu dana du nekkal njariñ dana nekk capital yu rëy yoo xam ni soxna su baax si mi ngi koy wax léegi yàlla na yàlla fay ko yu jazakallahu xayran amiin ya rabbal alamin macha allah bu ñu ñëwee nag ci keroog édition spéciale bi nga xam ne moom lañ def ak Cheikh Tidiane Sy macha allah waaye mu mel ne am na ku ne ci ligne bi allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum jataayu mag ñi salaam sëñ bi na ngeen def wala ñu ngi sant yàlla bu baax sëñ bu baax jërëjëf allo waaw wala i rajo waaw yaa ngi i rajo ci jataayu mag ñi waaye sëñ bi daal ñun dëkk bu ñuy wax Touba Toul lañ lay woowee Touba Toul waaw maanaam li ñu war na wax yëpp nag soxna Sow gën léegi wax na ko baarakallah am ngeen dellu na ameen rek ndax ñun danoo dem ba réew mi danoo bëgg a war liggéeyu mag ñu baax ñu wutu woon yonent bi allahu akbar to buñ leen waree rek bu ñu yóbboo seetaat suñu bopp bu baax a baax a baax dëgg la vraiment nag bi ngeen nag waxtaan yi bu koor gi passé yoot leexi war a solli na ngeen ko continuer gën ci dugal xale yi kilifa yaa ngi ciy dégg waaw yal na yàlla guddal seen fan amiin ya rabbal alamin ko barke mag ñu baax ñu topp leen barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg yàlla ñu ngi leen déglu toujours nag dañoo amul habitude woote rek waaye ñu ngi leen déglu bés bu yàlla chaque émission heure bi ñu ngi leen teewlu baarakallah waaye fi ngeen teg seenu tànk daal bu leen ko teg bu ngeen ko tegiwu rek yéen ñaanal seen bopp ndeysaan jërëjëf macha allah barakallah macha allah Cheikh Tahir macha allah waaw liñ doon wax ci Serigne Salih Mbacké radiyallahu taala anhu li mu révolutionné li mu indi ci jamono ndeysaan ak ndaw ñi ni mu leen uufe wallaahi te loolu daf ko def ci jamono jëm nekkee xalifa ak jamono jëm nekkul xalifa ndeysaan maanaam jëm nekkee xalifa yitte jëm joxoon xel koom nekk xalifa wàññiwu ca dara loolu itam ñun ñi daan dem ca kër ga di jaxasoog njaboot ga di xool ni muy dunde xam nañu loolu li ma bëgg a wax rek mooy dafa am denc bu fi mag ñi bàyyi ci Sénégal denc boobu nag la ca jiitu mooy xam-xam ak yar xam-xam ak yar ñooy tungoom jikko yu rafet yi yëpp saa yoo dégloo ñi ngi naan dëkk bi jikko yee rafetut nangam bi nangam loolu la ñuy jàmbat su fekkee dañoo bëgg a jàmbat jikko yu rafet yi waaye fa ñuy defaree jikko ñu bëgg koo sàggane mënta nekk déedéet il faut daara dekki il faut daara yanwaat jëlaat ndaw ñi uuf leen tàggat leen nga jàng am xam-xam nekkal docteur nekkal ingénieur jàngal lu la neex ci biir daara waaye boole kook nga xam ne yow jullit nga gor nga dangaa war a liggéey dangaa war a fonk sa kaddu dangaa war a fonk saw defin dangaa war a sell dangaa war a dëggu dangaa war a jikkoy baax yooyu nekk ci yooyu su fekkee boole nga ko am sax xarala boo nekkee ingénieur
ingénieurs yi yëpp yaa cay gën. ku dem nga dem ku demul nga dem boo dee docteur yi yaa cay gën. dëgg la. loo doon yaay gën ña nga ko bokkal ndax dangaa am base bu ñu amul base ba nag yar la ak defaru loolu mooy mission wu daara loolu la Serigne Saliou dekkal te muy lu am solo loo xam ne il faut ñu bàyyi ko xel gën ko dundal ci suñu biir. macha allah ñu jël ki ci ligne bi cheikh bi ñu ngi jéggalu asalaamaaleykum mu mel ni xam naa rëcc na waaye ñu allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam. bismillah yaa ngi ci jotaayu mag ñi. i rajo nekk ak Cheikh Tahir Fall macha allah mu mel ni rëcc na sëriñ bi. waaw loolu lañ bëggoon a wax. bu ñu résumé kon defe naa ñooñu ñoo fi jàll. macha allah. ku ñu ñëwagul dañoo agseegul ci yow. émission bi du émission buy dugg fii bàyyi fële. dëgg la. fu ñu mën a dem incha allahu taala dana am na nag benn réalité boo xam ne auditeurs yi danañ ñu ko baal nangul ñu ko. mooy ñu ngi ci jamono couvre-feu. effectivement. léeg-léeg ñu bëgg a invité nit mu dëkk fu sori. ndeysaan. su fekkee dëkk na ci beneen région bu dul Dakar léeg-léeg ñu am jafe-jafe. ba mu ñëw. bu boobaa dañuy obligé jël koo xam ni. dafa dëkk ci Dakar moo gën a jege. waaw dafa dëkk Dakar ndax rajo bi Dakar la nekk. dëgg la bu ko defee yenn saa yi sax nga gis ku dëkk Dakar mais fa muy dëkk day jafe ba bu ñu paree woon ak moom ci 19h mu am problème dellu këram su boobaa day mujj vraiment émission boobu ñàkk waaye ñun suñu choix mooy ni ñu ko bëggee incha allahu taala këru diine yi këru sëriñ si yëpp. kër gu ne danañ fa lu mu néew demati fa. macha allah. buñ ko mënee ci biir weeru koor bi. suñ ko mënut itam émission bi incha allahu taala. maa ngi koy solal robb day continuer incha allah. ndeysaan incha allah gannaaw Ramadan. mu mel ni am na ku ne ci ligne bi allo salaamaaleykum. bismillah. ñu ngi sant yàlla bu baax. waaw yaa ngi i rajo. waaw ñu siyaare waay. jërëjëf yal na yàlla nangul ñu. amiin. yaa ngi ci jataayu mag ñi. waaw dëgg la ñu ngi kontaan ba am seen sécurité. baarakallah. ñaanal koor gi yàlla may jàmm. amiin ya rabbal alamin. macha allah. ñu ngi wax ci région Kolda département de Nioro. waaw baarakallah naka waa Kolda. waa Kolda moom dañuy topp i rajo bu baax. ndeysaan. macha allah. même waa fi seen bi daan sama mbokki séeréer yi gis naa ne ñu ngi ñoom it wane seen bopp. jërëjëf sëriñ bi. yaa ngi bëgg a fay de. yaa ngi bëgg a kii yaa ngi bëgg a jikko séeréer de. doy na waar. dafa mel ni émission bi mi ngi lang. macha allah. tàggatoo rek moo fi xaj. professeur waaye ñu xam le ne suba incha allah. waaw professeur. Mbaye Thiam la ñuy invité. incha allah. incha allahu taala lii jubluwaay bi tam mooy bu ñu doxee tuuti. ñu woo genn kilifa. dëgg la historien la. lu jëm ci wàllu histoire réew mi mag ñi luy denc kàggu ya. ndeysaan nu ñu koy sàmme ak yu jëm ca yooya. macha allah yàlla may na ko ci ca spécialiste la ci ku nekk xam na ko ci. macha allah incha allah woo ko benn jamono dañuy dimbali. ci téyewaat suñu bind yi ñu jël ci wàllu histoire te moom ñuy suivre bu ko defee loolu day nekk njariñ pour réew mi yëpp incha allah suba professeur Mbaye Thiam la ñuy invité édition spéciale histoire mag ñëpp ñu waxtaanee ko incha allah. macha allah émission bi ba tey rek di topp rek ni mu tëddee muy jotaayu mag ñi su ko defee maa ahsana diina wa dunya isajtamaa loolu moo waral nag léeg-léeg fa tabaarakallahu ñu andi nitu diina waaye léeg-léeg it nag ñu andi nit koo xam ne xam-xamam màcc na ci wàllu histoire comme ni ko Cheikh Tahir waxee Cheikh Tahir ñu ngi koy gërëm bu baax di rafetlu gendeeku yi nga xam ne mu ngi koy gendeeku ci émission bi lépp di xam-xam waaye di gërëm it Serigne Saliou Dem mi nga xamante ni moo ñu taxawu ci xarala gi ak yéene macha allah ànd ci ak professionnalisme ba suba ak jàmm ñu dikk ak yéen ci beneen jotaay muy jotaayu mag ñi jërë ngeen jëf. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu fii ci i rajo 90.3 bés bu nekk ci diirug weeru koor wi dinañ fi amal émission bu ñu jagleel jotaayu mag ñi